préparé leen mbagg war na mbaayam fariye yow nañ jàppante doorante nañ jàppante cey ñaari ndaanaan na nga korosante ñoom ñaar cey ñaari ndaanaan attention ala yàlla ko dafa daw yëg ko non du yàgg la ilaha illallah ngañ jaañ loxo dem na gémmiñ ay ngañ jaañ fii jël da ko daw korosé ko rek yëg ko ay ngañ jaañ fii jël fii la ak suñuy reporter Ngañ Jaañ ak Amadou Garmi Mbay rajo bu mel nii rek mu leen boo seetloo lamb ki dellu ne ma sama peese waaye bii combat du ma yëg ba yëg ko bii combat nar na ne RFM 94.0 à Dakar, 90.2 à Thiès, 93.9 à Kaolack. pencum lamb ci rajo Futur Média Alaaji Ngañ Jaañ ak Alaaji Mamadou Mbay Garmi fas yéene ànd ak yéen direct yeeg jàngat yeeg gëstu yeeg bàkk yeeg waxtaan yi lépp jëm ci lamb ji ci seen émission pencum lamb lay doon samedi bu nekk ñetti waxtu ba ñeenti waxtu yu fegg fanweeri minute maanaam 15h jàpp 16h30 ci RFM rajo Futur Média. bismillah déglu leen jàmm la bismillah jàmm ndooraan di door bàyyi al Asan Njaay waxati man tey ma jox lamb cër ba mu mat ndax sama baay ci ndu Njaay wàcc na yal na yàlla seral ay yaxam ba tabbal ko jannatul firdawsi amin yal na buur yàlla nangu tey ma jox lamb cër ba mu mat mën a guy sa laan yàq jëf ba ca déem guy sa laan yàq jëf ba ca déem ku ñu ngem ma nga daan mi fi mën Assane Ndiaye Alié Fall ak Gamdoy Assane Ndiaye Alié Fall ak jërëjëf mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo samedi bu jot ci waxtu bi di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla doole ñu jàmm yàlla dolli sutura dolli xéewal faj aju yi tàppe xol yi mu musal nu mosal nu di ko ñaan yàlla buur bu baax bi mi nga xam ne moo ñu kattanal ba ñu toogaat fii tey ci seen émission pencum lamb Alaaji Ahmadou Mbaye Garmi Ngañ Jaañ fa seeni ko seq ak Ablaye Diop ci kanam tuuti ci kàttanu yàlla dinañ ñëw ci programme yi nga xam ne moo ne sunu kanam ndax xam nañ ne weekend bii weekend de feu lañ ko tuddee muy weekend boo xam ne ci wàlli lamb incha allahu rabbi daañu leen jox programme yi nga xam ne jàll na fi programme yi fi jàll ak programme yi nga xam ne ñi ngi sunu kanam ak programme yi fi jàll daañu ci ñëw kon mbokk yi di leen waxaat rek asalaamaaleykum ci kóolute gi nga xam ne am ngeen kook ñun ak doyloo gi nga xam ne am ngeen kook ñun ak tamit ñuy demee rek sunu kent laayu xam-xamu lamb ndax lamb géej la kenn du ko jeexal lamb dafa am histoire la histoire dañ koy jàng ak li nga fekk boo ko boolee di nga mën a wax ci lamb te yàlla nañu yàlla dolli humilité yàlla nañu ko yàlla dolli lu am solo ci doomi aadama xam-xam nag dañu ne fu mu yem xam-xam tàmbale na fa kon yàlla nañu yàlla dolli sutura ba aaral ñu sunuy làmmiñ ba bu duñ ci génne loo xam ne lii dañu ci jëppi te ñuy gën a ñaan yàlla it di taataan sunu loxo ci boroom xam-xam yi làmb yi rek ñu gën ñoo dolli ndax làmb kenn du ko mokkal kenn du ko mokkal wallahi làmb kenn du ko mokkal da ngay xam lii kee xam lee kee xam la le moo tax làmb dafa di lu doy waar tey histoire daf fi amoon fi ay yu bari xew fi yooyu yëpp nag boo ko dajalee ak li nga fekkee di nga mën a wax ci làmb ak humilité ak dal et puis avoir la tête sur les épaules nit lépp looy def rek na nga ci ànd ak dal nit looy def rek na nga ci ànd ak teey nit looy def rek na nga ci ànd ak sago nit looy def rek moytu ca bàkku yàlla moom boo bàkku rek mu tëgg sa combat waaw yàlla moom dafa gaaw ci làmb booy bàkku rek muy tëgg sa làmb kon yaakaar naa ne nañu ànd ak humilité ci li ñuy def rek te xam ne làmb ji yàgg na làmb ji war nañu xoolaat suñuy jëf war nañu xoolaat jëf yi nañu xoolaat nekkin yi nañu xoolaat toogin yi
nañ leen defaat autocritique suñu bopp pour que mën a avancer ndax jamono ju ne bu amee lu xew te am nu mu xewee ku ne war nga xoolaat sa bopp ku ne war nga joyantiwaat sa bopp ku ne war nga delluwaat ressourcé wu ku ne war nga xoolaat ku la ëpp xam-xam bala nga xoolaat ni ngay doxee ak mag ni ngay waxee ndax am réew dafa di pencu moo xam ne kenn moomu ko ku ci ne war ngaa dox ni fi nga war a doxee waaye nag fépp foo war a doxee it bul fa gàllankoor kenn ku fa war a dox loolu buñ ko àndee ànd yi day rafet kon nañu dellusiwaat xel yi réew maa ngi nag réew maa ngi ak ni mu bindoo réew maa ngi ak ni muy doxe kon yaakaar naa ne li fi xew bu yàggul am na lu bari lu muy jàngalaat nit ñi ci seeni nekkin ak seeni àndin nañu rafetal ànd yi ndax ëllëg a tax li ci Alaaji Garmi xaw ma ko ndax ëllëg kon war naa rafetal suma digganteeg moom ndax ëllëg nee naa leen te it di moytu di tañ ci xaritu gunóor nee nañu boo ko tàncee ñàkk ko te yu bari xew na fi te ci tàncante rek la commencé ak soxorante la commencé ak siisante la commencé bu ëllëgee ngeen gestu gis ka nga doon tànc fa nga xam ne bëgg nga ko soxla tey kersa jàpp la te loolu mënoon naa ñàkk parce que yërmande gi nga waroon njëkk digal ci seen biir moom nga dugalul te réew mi loolu la ñu war a doxalante suñu biir yërmande ku ne xool sa moromu yërmande te bàyyi bëtu ñeetaan baaxul bëtu ñeetaan li muy jural nit mooy bu ëllëgee fa nit ñi war a dem doo mën a dem ndax kers kon nañu moytu bëtu ñeetaan te it ñu suturaalante te it ñuy waxtaan suñu biir te it di diisoo Njaga Mbay wax na ko Njaga Mbay da ko way ku ne am nga ku la saf buñ ca yemee rek kenn du bàkku baaxul nañu moytu bàkku Njaga Mbay wax na ku ne am nga ku la saf unanimité amul fenn kon nañu moytu loolu yàlla sunu borom sax am na ñu toog tey di ko ñu toog ci kaw suufam si nga xam ne moo ñu fi wàcc ñu war fekki di ko dingal kon unanimité amul fenn nañ leen wàcc mbagg yi wàcce loxo yi jublu ci liggéey te xiirtal ñu ci lu baax lii buñ ko àndee jamono dina neex ci ñun réew maa ngoog nag leneen a ngi fi lu fi ñëw histoire maa ngi naan gars yi tey de dinaa def 2 minutes ci rappel ci politique mooy lan Léopold Sédar Senghor fi nekkoon bi mu demee ba yenn at yi dafa ñambaas réew mi naka la ko ñambaasee Abdou Diouf la ko ñambaasee li tax mu bëggoon ko ñambaas parce que dafa bëggoon parti mu gën fay yàgg foofu la ko ñambaasee moo tax parti socialiste daf fi at yi mu am li ma naan réew kenn du ko jeexal déedéet mébét rek ngay demee fa nga ko war a jeexalee boo ko xamul boo ko ñambaasul parti ba du gudd fan loolu dal na parti socialiste mooy gudd fanam ba nii mu ñëwee ba yi ñëw mu am leneen lu des Abdou Diouf ñëw bi mu ñëwee def fi li mu fi war a def dem parce que lépp ci compte parti socialiste la mooy les 40 ans yi nga dégg ñu koy wax ñuy dellu siwaat nag ak maître Abdoulaye Wade président de la république bi fi woon moom it mu ñëw jël réew mi bi mu ne ba bëgg ko njàmbaas dafa rombe nag fa mu ko doon njàmbaase moo tax tey dama leen ne attention parti politique yi nañu gudd fan la ñuy ñaan waaye bu fekkee da nga yor pouvoir am ba benn côté bëgg ko war ko ñambaasoo ko ñambaas bi mooy dellu ginnaaw am koo dugal li kii defoon waaye nag bokkuñu nañ ko defee woon na ko président Senghor defee woon ci Abdou Diouf bokkul ak li gars yi doon njortu ci ki fi nekkoon moo tax gis nga tey muy parti yoo xam ne tey ñi ngi ci opposition xam nga boo defee pouvoir ñee def nañ ci pouvoir bi 40 ans ñii ñëw def ci 12 ans looloo lay wan ne léegi affaire parti dama lay wax ñaar
Sénégal dafa nekkaat ci beneen dimension mooy teel a liggéey teel a jublu ci réew mi ku ci politique partisane gis nga affaire politique réew ku ko bëgg a teel a doxal da ngay teggi politique teg fee te teel njëriñu réew mi jiital ko mooy tax sa parti gudd fan léegi bu njëkk ba nag peut-être que politique partisane bi moo daan guddal sa fan ci pouvoir bi léegi nag liy guddal sa fan ci pouvoir bi mooy teel a liggéey teel a jublu ci liggéey ba am na foo xam ne boo fa tolloo kenn du la ñeme sax tàllal loxo parce que dañu naan kii kat li mu fi def bilan bii mu fi def day ëpp naa tàllal loxo moo looloo foofu la président yi toll tey ci Sénégal teel a jublu ci réew mi teel cee liggéey waxoon naa ko am réew boo koy liggéey jafe-jafe yi ngay njëkke boo dinee jafe-jafe yi nag doog a ñëw nag mooy réew ñaari saaku rek la saaku xorom ba ak saaku suukar bi boo njëkkee saaku suukar bi ca bu xorom ba ngay mujjee te xorom nag dëgg yàlla am na fu mu baax waaye nag bu neexee du lool waaw kon nag dañu njëkkee ci xorom si mooy jafe-jafe yi jéem ko saafara soog a dem ca la ñuy dem kon lii yóbbalu réew mi la woon ma ne woon dinaa ko wax tuuti ci suma xam-xam tuuti ci wàlli politique ci réew mi fi mu toll ci seen émission pencum làmb comme niñ koy defee mag Alaaji Garmi bu ñuy introduire am lu ñu cof baaxe ko nit ñi tamit parce que ay auditeurs la ñu yor yoo xam ne ay citoyens lañu dañuy voter dañu nekk ay parti dañu ay nit ñuy déglu kon je pense que loolu na ci ñii nga xam ne ñoom la ñu fal ci réew mi bàyyi ci xel léegi laa jóge ci benn conférence boo xam ne ki nga xam ne mooy Mamadou Ndione moo koy animé sunu mbokk moomu te nekkoon fi promoteur ak Jibi Jaxate ñu nga fa ci lii la ñu accentuer ñu moytu di fal ba pare wane ginnaaw déedéet léegi da ngay fal ba pare jël sa bat teg ci Ablaye Diop léegi koo falati jëlal sa bat teg ci moom waaye fal nit ba léegi wan ko ginnaaw wëlbatiku fekk jox na la distance def la koy neex kooku yaa ko may kon léegi ku ñu falati nañ la teg bët balaa ngay déraper ñu teel a wax nga teel a joyantuku teel a taxaw teel a jubbanti teel a jaar ci yoon kon je pense que loolu bokk na ci tey yóbbul bi nga xam ne bëggoon naa ko introduire ci li nga xam ne mooy waxtaan bi di jégalu di ñaan yàlla tappe xol yi yàlla dolli réew mi jàmm di féliciter nag sunu président directeur général Youssou Ndour ci lii nga xam ne tey dab na ko ci destin wam waaw dama ne dab na ko ci destin wam ci li yàlla bind ci moom ne dina ko doon muy tey mu dem ba dégg ministre de la République loolu beneen mbir la ci taxawaayu Youssou Ndour groupe Futurs Médias gépp ànd ceeg mbégte ànd ceeg contentement ak soppe yépp yéene ko kon dama ne jàng am na waaye xam-xam am na gars yi dañuy moytu di jaxase njàng ak xam-xam dama ne jàng ak xam-xam du benn am na loolee yàlla dina ko def ci nit ki am na loolee nit ki dina ko sakku ci ay pexeem ba am niveau bu mu toll kon dama ne nañu moytu xeebaate bi xeebaate baaxul nit koo gis am na lu yàlla def ci moom loo xam ne bu ko exploité ci boppam fu mu bëgg a yegg dana fa yegg kon ñu ngi koy encouragé nee naa sax ñu ngi ci bëgg waaye tamit ñu ngi ko ci amal ñeetaan gi mooy jàmbaar bu jiitoo da nga koy njëkk ñeetaan parce que doo bëgg mu am defet kon ñu ngi koy ñun ñëpp ànd takku jàppale ko gunge ko dooleel ko ci li nga xam ne mooy mission bi nga xam ne moom la war a def ci Sénégal jëm ci wàllu aada jëm ci wàlli li nga xam ne mooy tourisme muy ñaar yoo xam ne bu ci ne am na lu ci màndarga ci ni muy doxee à travers le monde ci culture bi ku ne xam na li Youssou Ndour def ci wàlli way ak yeete yi mu ciy def ak yu ci mel ci wàlli tourisme ku ne xam na ne Youssou Ndour yàlla dogal na adduna fu mu ci wàccul bariwut à travers le monde te it nit ñi xam goo xam ne gii bi muy way naan ma damay jaay suma réew ku ko newoon dinañ la jox boutique baa ngi ca kanam parce que am na wayam bu muy wax Ablaye Diop dinaa ko dugal tey ci émission lamb ji maa ngi jaay suma réew damay jaay suma réew laay jaay ndekete boutique baa nga ca kanam ndekete magasin ba muy jaayee réew mi moom lañ koy joxi caabi ji te bi mu koy way xaw ma ban at la ndekete en 2012 dinañ ko jox magasin boobu nga xam ne fa la ñuy def Sénégal pour mu jaay ko à travers le monde moo way boobu bi ma ko déggee ñi ma déggoon sax ñu ci commenté dañ ko desee firi moo tax tey dama ne bu ma ñëwee dinaa ko firi parce que damay jaay sama réew laay jaay xam nga baat boobu ndekete
bu ñu demee ba jëmmi jamono dëgg la yàlla dina ko teg ci loxoom mu jaay réew mi yàlla na ko yàlla yombalal njaay moomu yàlla na mën a jaay Sénégal ba tourisme bi dellusiwaat Sénégal ba emploi yi ci naroon ñàkk gën a yokku xale yi liggéey parce que tourisme bi actuellement metti na ñi ci liggéey toujours ñu ngi ñaxtu hôtel yaa ngi tëj gars yi ñëwatuñu ba gars yi gën a ñeme Sénégal ñëw di fi gis aada di fi gis cosaan parce que liñ ko lëkkale dafa baax parce que touriste bi li muy wër si mooy aada Ablaye Diop cosaan rek lay wër si li mu xamul ci dëkkam lay wër si te ñu jox la ñaar yëpp alhamdulilahi rabbil alamin nañ ko ci jàppale ba nga xam ne touriste bi bu ñëwee aada li mu ci bëgg a gis ci aada yi Afrique mu fekk ko fi ci cosaan mu fekk ko fi kooku nag moom lay ubbee tey di ko may ñun ñëpp di ko félicité Ablaye Diop demal ma ñëwaat. jërëjëf foofu laa doon tijjee ñu koy may le ministre Youssou Ndour culture ak tourisme xam nga bi muy wax gar mi maa ngi naan bi mu naan suma réew laay jaay kii nag xaw ma ban at la waaye mën nañ maa leeral ban at la ndekete 2012 waaw lañ koy jox pour mu jaay réew mi amoon na mébét bi dànkaafu na waa réew mi ñi ci mbalit mi ñiy jaay taximan bi ñooñu ñëpp xam nga lu tax boo faxasee foofu yëpp ba mu set bu gan ñooy bëgg dellu si wax bii dafa way bii dafa 94 yaa ngi dégg 94 95 xoolal boobu mu ne sama réew laay jaay nekkati 2012 la ko sunu borom bi aaral loolu pour mu ñëw 2012 ñu ne ko jaayal réew mi mu ne yow mi mbalit mi fompal yow mi jaay yombalal taximan bi laabiral nangam dànkaafu ñooñu loolu réew moo ko def gan gu ñëw ma ko topp li yàq tourisme bi wax na ko mooy yu mel noonu daf ci baax kon je pense que émission bi moom laa ubbee tey xam nga comme ni ñuy def bu ñuy def émission ak xew-xew réew mi Alaaji jërëjëf Alaaji Ngagne Diagne xam naa daal li nga wax yokk ci dara dana doy waar ginnaaw bi ma nuyoo mbokk auditeurs ak amateurs yi di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di la wax Alaaji Ngagne ci foofu nga daanele rek ci lay tàmbalee ginnaaw bu ñu ñaanee kilifa diine ak kilifa aada yëpp ñi ne ci lalu hôpital yi tamit tubaarkàlla ñu ñaanal leen tawféex ndax jàmm dafa am solo Alaaji Ngagne wér dafa am solo ci ngay mën a jaamoo yàlla loo bëgg a def ci nga koy mën a def ci kàttanu suñu borom Ngagne coow li bari na waaye Samara Modou Mbaye Garmi kuy coow jëf nga koy tontoo bés bu nu ci àggee ci jëf incha allahu taala ci la ñuy wax ak réew mi Ngagne Diagne kii laaj réew te yàlla dogalu ko dama ne ministère jaaxalu ko waaye nit ñi nag dañu war a xàmmee te ràññee jaan bi day dem rek ñu toppoo ci bii dóor rek waaye jaan bi moom jaan day dem bés bu nu ca àggee moo tax ñooñu dañ leen di sënk ci boobu dañ leen di tënk ci boobu pañe xaar jëf ji ba jëf ji agsi jëf ji moo leen di tontu waaye nag moom nu ñaanal ko yàlla mu wér amiin am jàmm amiin am tawféex ba fi mu bëgg a dem mu dem fa ci jàmm loolu rek la ko réew mi war a ñaanal xam nga Ngagne buñ la tappalee ay ndombay tànk nit ñi dañ la war a ñaanal dëgg la mais Ngagne teel na wax teel na déedéet xam nga dama lay wax leen waaw teel la Ngagne am na ñu ko yàlla binde dëgg la waaye ñoom ñoo lay doppe li nga wax lay tontu la ilaha illallah ñooñu da nga ne wax jëf dama jóge ci benn conférence léegi Mamadou Ndione moo koy animé ak Jibi Jaxate nee nañ lu bind gudd waaw lu wax bari li nga wax nii da nga mel ni ku ko fekke woon nee nañ jëfa koy tontu jëf moo bi lay jaañ gisoo fenn fu ñuy fayee wax di bàyyi jëf du am déedéet kon moom dana koy ñaanal yàlla lii seddu guy te jaañ day sedd incha allahu taala li tax muy sedd réew mi moo ko ñor dafa bëgg ñëpp am jàmm dafa mëkk ñëpp dund gu sell dafa bëgg ku ci nekk du jox la sa cër injustice jeex Ngagne boo gisee jëmm ju nar a liggéey ba liggéey domaine lu jàmbur dama ne jàppal ci sa patron dina liggéey domaine am ñu ne ndax ca ngay yem mu laal domaine lu jàmbur ba kooku ne ko nag sama domaine bàyyi waale bi war a ko laal kooku incha allah yàggatul di ñaanal nag président Macky Sall bu baax yàlla may ko jàmm amiin ndax nag Alaaji Ngagne Diagne
réew mi nag moom la ko yàlla teg ci loxoom cër bu ñu joxoon ñi fi nekkoon cër boobu la ñu koy jox kon ñu koy ñaanal yàlla may ko jàmm bu baax a baax di wax nag Alaaji Ngañ réew mi dafa toll foo xam ne fii bu ñu duggee ci wàllu làmb dëgg dafa réer dëgg réer Jaañ dëgg moo réer nit ñi nañu dellu si dëgg Ngañ dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj te li ci gën a garaaw da ngay gis loo xam ne li c'est flagrant visible lépp di dëgg nga bëgg ci indi leneen doo ci jële ndam xam nga ci looy tabbi Joorug Mbay tàccu xam nga Joorug Mbay tàccu mooy lan loolu moom Ngañ Jaañ déedéet mooy fi nga xam ne mag ñi dañu fa daje waaw ñu dóorantey bal ba foofu rippi waaw ba nga xam ne tamit bal ak dóom moo jàpp suuf sa dama ne boo fa jéedu sax suuf saay dee sef say rippi dafay dee na loo fa ji tàccu rek nga cee jëlee tàccu rek doo ci jëlee dara waaw dëgg nag moo naax saay ci réew mi nañu delloo si xel yi wàcce mbagg yi surtout mbagg yi Alaaji Jaañ Jaañ bari na lu xew ci réew mi ay mbagg ñoo la ko yóbbee aju mbagg rek amul njariñ bilaay nit ñi nañu wàcce dama ne yàlla boo wàccee bu ci suuf moo lay aj ba ca kaw te kenn dootu la wàcc jëlal tànnal boobu dëgg la jërëjëf Alaaji Garmi ci introduction boobu ñu def di ko faral di def bu ñuy dugg ci émission lamb ji programme yi daañ ci ñëw ci kanam Yékini Yaxya Diop def na fi conférence de presse démb du ñàkk dinañ ci ñëw Ablaye dina ma wax temps bi ñaata la comme ça ñu may ko benn temps déglu ko religieusement parce que am na solo parce que tamit nit ñi boobu ba léegi ñu ngi contacter ci conférence bi parce que dafa am ñu mu raw ci yenn télé yi am ñu mu raw ci yenn rajo yi te xam nga làmb samedi ñaare ci la gars yi di kar làmb ji fii ci RFM kon ci kanam tuuti daañu ci ñëw waaye Alaaji Garmi dañu génn ci week-end bu doy waar bi ñu génn muy diggante Sa Thiès ak Tonnerre bëri fi bëri bu rëy boo xam ne bii vraiment dëkk bi yëpp moom la ñuy coow le 4 avril ñëw tamit indiwaat beneen combat boo xam mooy combat le 4 avril bi ñu indi fa combat boo xam ne bu doy waar boo xam ne intégralité bi aussi daañu ko ci teg waaye dañ may indil combat bi ñu bàyyi chute bi indi combat bi intégralité bi parce que dañu sélectionné quelques combats 4 avril pour réfléchir mémoire yi ñëwaat ak gars yi ci temps fort yi parce que dañuy soxla temps fort yi nee nañu léeg-léeg parce que xam nga léegi dama koy déglu damay jooy xam nga man après le combat dañ ma woo ci guddi dañ ma woo la matin waaw coow li man leen déet coow li dañ ko daam tàmbali def altine dëgg la te tey kii la àllarba la bon Boubacar Diallo moo fi nekk ci kii bi coow li amul te prévoiruñ ko man leen waaw Alaaji Ngañ Jaañ léeg-léeg émission yi dañ koy jënd voilà dañ koy jënd voilà doo ko mën a dindi bon ma ne leen nag xanaa dinañ dellu ci programme bi rek ak Alaaji Assane fii comme lundi fête la mardi ñu ñaan ko pour ñu def coow li te je pense que Alaaji Garmi koy def ndax mardi ci laay def roofo bi te je pense que jot bi du ko mën a may dinañ ko jéem a ñaan ñu dajale li nga xam ne moo fi ne def ko fi pour mardi parce que week-end bi vendredi samedi dimanche lundi lépp di ay lamb yoo xam ne fii ci dëkk bi bon malheureusement que lambu démb ji ak Abdou Fall bon on comprend plus peut-être doo leen ko mën a am ci télévision Futurs Médias parce que la fi newoon a fi nekk ba léegi rek siisu beek rasu bi te yàgg dama ne gaynde guddeeg mal yaa ko waxoon bëgg naa ni defe naa yuuxu baaxuñ mënu koo tee naan nañu defaraat xel yi xol yi télévision yi benn caméra bi ngay dugal pour jël ko yóbbu fee lan lay wàññi du la wàññi dara Youssou Ndour laa dégg daaw ci saison bi bi mu ne exclusivité yi mu ne leen France symbolique bu leen ko laaj benn télé moo ko waxoon ku signé ci moom loolu lay wax ku ñëw signé depuis daaw daf leen ne ba ci ñoom Aziz Ndiaye ñi jotoon signé foofu yëpp ku ci ne nee na la France symbolique bu ko laaj benn télé na ñëpp ñëw filmer mais Ngañ Jaañ loolu wane na ko barki sëm bi mu tëggee concert bu mag bi lee te nu dem ca Babacar Diagne def na ko Babacar lépp sa loxo laa ko teg lii la te maa ngi lay ñaan dara de na ko télévision yëpp jël mais Ngañ Jaañ xol waaw ku ca jàmm dee jëkk di ca mujj koo gis yéene ko jàmm ku la ko yéene moom ngay am ku la ko yéenewul moom ngay am xam nga sax d'accord naa ñu ne bu benn télé filmé waaye bàyyi yëpp seppi diw rek loolu tuuti mënu ko weesu dafa nànk rek nañu waxante lii fi ne
nga jaay ñaa may indi ci démb de dama am benn góor goo xam ne jaay ko tu ngooñ la woon Samba Dabbe la nu koy wax ba may ndaw laa ko xamoon. waaw. ngañ jaañ. booba jaay ngooñ siiwul. booba. waaye ngañ. taaxi kawam yi ba léegi mi ngi ci réew mi. wallaay. te ñëpp lañu xeeboon métier moomu. métier moomu. ngañ jaañ xeebaate baaxul. baaxul. yàlla mu ci yàlla xeebaate baaxul. xam nga man sax du mën a xew en fekk te lépp nga seppi diw ne ko génnal lan moo ko fi jar li la koy won mooy xoolal ñiy jóge ci télé yi di dem ci télé yi et puis ñun dëkkuñu fenn mais ñan jaañ ñun nag fii doon dëkk non attends déedéet jaañ non ko dama la waaw may ma rek dinaa ko leeral kooku duma la bàyyi nga dem dinaa ko leeral duma la bàyyi nga dem waaw may ma rek dinaa ko leeral duma la bàyyi nga dem de waaw dinaa ko leeral ngañ jaañ waaw way woowu ki ne lam ne ba ñu toogee ba tey jógul waaw fii doon dëkk d'accord naa xoolal ba tey jógul non dinaa ci ñëw boo gisee xam nga bëgguma personnaliser moo tax ma ne dëkkuñu fenn mais ñun moom waaw ñun moom waaw dama la bàyyi nga dem waaw ñun moom xam nga 18 juin 2002 ba léegi dëkkuñu fenn 18 juin 2002 ba léegi jaañ fii rek la dëkk waaw fii lañ dëkk waaw waaye nag boo gisee ma bañ ko personnaliser dama ko wolofal rek ku xamul fooy mujje da ngay rafetal moo tax léeg-léeg nit interpellé ma diw li mu wax man leen déedéet du woon moom ci na ngay ànd ak kilifa la am na nooy ànd ak sa kilifa bu la saagaloo sax nga saaga am na personnalité booy am sa diggante ak sa kilifa du la ñemee saagaloo ak ay dëgg waaw am na personnalité booy ànd ak sa kilifa du da nga ko yeb mais du la saagaloo du la ko ñeme parce que nit ñëpp am défaut kilifa yi dañu am défaut te boo leen fekkee seen moment de faiblesse mën nañ leen def loo xam ne yow lépp sa kaw lay répercuté te boo amee personnalité seen moment de faiblesse ñoom duñ la ñemee attaqué duñ la ñemee bu wax loo seen ñu ñaaw yooyu nit daf ko war a garder c'est des valeurs ngañ loolu ci dignité la bokk ci fayda la bokk ci fulla la bokk dama ne nga moom sa bopp am sa autonomie nga xam ne ni dëgg-dëgg kenn du la ñaaj kooku nag nit ki moo koy sàmbal boppam kenn du ko sant loo musiba wala nga sant loo xam ne lay warul du xool boppam mu fàtte dignité boo ñàkkee fay ngañ jaañ ku keneen gënal sa bopp yaa ngi ci erreur nañu dem làmb ja xale bu ñu wax jabaa moo ko yor xale bu mënoon bëre waaye amuloon taay moo booy kay ñoo daan ànd moo créé Sénégal bi jël Maurice dugal fa Maurice Soumbédioune la jóge dem Sénégal bi ak nu mu tuuti Soumbédioune ñoo bokk Gueule Tapée tey diggante ma Pape Cargo aussi Eumeu Sène dafa soxla lieutenant actuellement te moog Jordan ku ci ne woon nga prouvé yaay lieutenant Eumeu Sène Maurice bu Sénégal bi ak ki nga xam ne kii mooy Pape Cargo bu Tay Shinga bi nga xam ne nii fu la Eumeu Sène xëyee te ne yoon nag moom rek démb Ngagne Diagne ak mi ngi jox les dernières consignes waaye Ngagne Diagne maa ngi lay wax ne daal dëgg-dëgg paa yu mbër daal gis naa ko tey xam nga Pape Cargo boo ko xoolee da ngay bëgg mbër waaye est-ce que bëre baa nga fa est-ce que jom jaa nga fa loolu moo am solo garmi est-ce que xeex baa nga fa ñett yooyu bu ko indee tey dina am way ñett yooyu bu ko indee ci combat bi dina am way arbitre soufflé na Alaaji Gar ndeysaan ñoom ñaar ñu nga leen woon tëw mel si ñoor ma ngay dox ca kawam Alaaji Ngagne Diagne wax na ko te dafa am lu ko Maurice waxoon dinaa la duma ba say mbokk jël si la ñaare boo gisee lii dañuy naan song ba leetoo bu njëkk bi bu ci bëre waaye mën nga def stratégie bañ a ñàkk sa xaalis waaye ma te seere ko jox laa ilaha illallah Daoud dool mu mel nii warul yooru de gar bi xeex da nga koy dëggal boo ko bëggee xew da nga ko war a duma ba pare doog ko jël gis nga Maurice da ko xañ boppam door ko benn uppercut te bu daloon mën na ko indil problème bilaay yor na sànq de waaye bilaay mbay fu mu yor wàcc du arrêt ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu lay wàccoo Maurice bu Sénégal bi ak ki nga xam ne kii mooy Cargo bu Tay Shinga Alaaji Ngagne Diagne gisoo léegi nee na teg attention na moytu parce que Maurice gis nga Maurice nu mu ajee épaule yi di ko xañ boppam attention doo ko arrêt waaw contrôlé ba rek moom attention de mën nga Ngagne Diagne mbër moo xam ne du yëgal garde daje nañu ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar diggante Maurice ak Pape Cargo parce que Pape Cargo dafa mel ni ñemewul xeex bi te xeex bi la waroon imposer Maurice ndax moo ëpp relance gis nga Maurice am koy wàññi te bu ñemewul xeex nag lii du ko yeggali
mais daal nga njaañ maa ngi lay wax ne daal dëgg-dëgg mbër mi daal gis naa ci ne manqué na lu bëree bëri. saa bi baax na waaye am na lu mu manqué. bu bëri sax dafa diib Garmi dafa diib ponkal du diib moom moo waroon imposé Boris xeex ba. bañ na ko déedéet yow kii nag mbay moo daan boppam dama ne ponkal doo ko xëcc doo ko ñëw di sa bopp te pensé moo daan boppam. doole bëri moo tax ma ne la ñett yi doole ja xeex ba bu ko indee de amooy ponkal mu tel nii warul taxaw. ngañ daañ ci rembay dëgg-dëgg rek na de waaye maa ngi lay wax ne bés bu entraîné te gimmi ca xam taa gën a jël gaa yàlla ji ngañ daañ xeex bi la war a imposé ponkal bu toll nii kii normalement dafa war a xeexam Maurice bu bëri doo ko bëri il est costaud waaye moom moo daw xeex ba waaye nag def na l'essentiel mooy daw jàpp ko takk ko buddi tël ko utiliser relosam daan ko jëlum sa doj waaw mais nag booy xool dafa mel ni moo gën a féete ndaw Maurice ndax nee naa la Maurice 2003 fekk na muy bëre Garmi. ndeysaan dans quelques instants Malal Junior kan ak kan ñoo bëgg a ñëw. léegi nag Alaaji Garmi Jordan ak Super Étoile bu Lamsar nooy bëree. 4 avril ca Stade Demba Diop 2012 52e anniversaire bu indépendance Sénégal Alaaji Garmi diggante Jordan ak Super Étoile ñoom ñaar nag règlement de compte moo ne seen diggante. ndaw règlement de compte bu mag. waaye ñaari mbër yi ki nga xam ne kii mooy Jordan ak Super Étoile Malal Junior. Super Étoile ndax nekk woon ci classe bi. waaw moo daanoon Garga Mbossé. bu mag dem dañ Cali Bagga war mbaam. dañ daan lu waay di jaay léegi mu lamb. 7h25 ca Stade Demba Diop. taal nañu fi mission yi. mercredi 4 avril 2012. waaw lamb ji dafa am mandarga de. kan moo njëkk daan bi Macky Sall waatee ba pare. kan moo bëree ki nga xam ne mooy président bi juddu ginnaaw indépendance. attention lamb tey bi dafa am mandarga ñaari xale yi tey Garmi bu lamb ji tasee coow bari lamb ji li mu ci gis bu tasee coow bari ñoom ñaar gis nga ndeysaan jóge na ci entraîneur am ñëw na ca géew ba voilà ma nga teye sangoor ya dafa mel ni sangooru yor yoo xam ne da koy yor soit mu yor ko ci kanam maa mu yor ko ci ginnaawam arbitre siffle la ñu war a bëre 7h26 ci Stade Demba Diop Alaaji Garmi. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu déglu conseil arbitre bi mu nekk les dernières consignes pétard ya tàkk nañu ndeysaan du sekk de mbay ndeysaan du ba leesale ma nga toog rek ndeysaan dafa mu jullee xam naa ne daal dëgg-dëgg am na lu yaram ñu yëg arbitre siffle na Garmi tooñ nañu ku ci ne tooñ ñeneen Alaaji Gagne Diagne 7h26 ci Stade Demba Diop mercredi 4 avril 2012 Tonnerre féete ndijoor Garmi Sa Thiès féete càmmoñ Malal Junior ñoom ñaar ñi ngi noonu taxaw Sa Thiès ni sëmm taxaw ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi xool sa morom Tonnerre mu ngi dox jëm ci kaw waaye dafa mel ni dëgg-dëgg Sa Thiès moo gën a am taxawaay suuti moo gën a am relance suuti 4 avril ndeysaan ci bésu mag bi 4 avril ci stade bu mag bi 4 avril ci promoteur bu mag bi 4 avril Alaaji Gagne Diagne ndeysaan du wala te nga julli bay laasim xoolul sax combat bi ndeysaan Sa Thiès ci géew bay bëre arbitre sifflé na round d'observation waaye ñoom ñaar dama lay wax leen de ñaari mbër yu offensif lañu ku ci arrière ñàkk combat bi ndeysaan du wala saga toog aj na benn sànq bi xoolul combat bi de ndeysaan Malal Junior ñoom ñaar ñi nga lewaatu ñi nga doxee wet jëm boori saako yi jëm découverte Sa Thiès mu ngi ni tekk Tonnerre mu ngi koy songu waaye ci bañ dawagul ndeysaan ci nga jakaw waaye xel maa ngi ci suuf Alaaji Gagne Diagne dañuy dem ñoom ñaar dañuy dem seen jikko la kenn mënu see leewtu une minute dañuy dem Garmi léegi ku fa ñu mel ni Tulle ak Male ñoom ñaar jàpp nañ loxo dóor na loxo bi Sa Thiès loolu la def Sa Thiès dóor na ko ñaari ku ñetti ku ci bopp bi jël na ko Alaaji Gagne Diagne jël na ko Alaaji Gagne am na lu xew de am na lu xew am na ku dóor bopp Tonnerre moo dóor bopp am na ku dóor bopp Tonnerre moo dóor bopp Tonnerre moo dóor bopp Alaaji Gagne Diagne Tonnerre moo dóor bopp Sa Thiès am na 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 Tonnerre moo dóor bopp ndaw combat bu gaaw 8e victoire de Sa Thiès sur Tonnerre bi ñu demee suuf da ko mbaar parce que moo ko paralonge te pour xale bi doole aussi parce que ba ñu demee daje xale bi da ko tuur biñ ko tuuree comme dafa naama mu mbaar ko bi mu ko mbaaree mu ruur bopp bi moom colonel loolu foor na daan na ko moo colonel loolu foor na ndeysaan Alaaji Gagne Diagne daan na ko 4 avril bi neex na de Alaaji Gagne maa ngi leen di jox rendez-vous léegi ci kanam
parce que dañuy dem antenne léegi. jërëjëf Alaaji Garmi yaakaar naa ne combat bi Sa Thiès Tonnerre. offensif bi ñu waxoon am na ci ñoom. waaw te it ki gën a offensif dina yóbbu combat bi. te Sa Thiès a gën a offensif. li Tonnerre waroon njëkkanteeg moom mooy offensif. mais dafa xaar. moom ku ko xaar moo la mën. Tonnerre ku ko xaar moo la mën. Sa Thiès ku ko xaar moo la mën. kon Tonnerre daal Alaaji Ngagne dafa bàyyi yoonam. yow bi mu koy dóor nee nga dóor na ko. parce que dafa téye loxo bi. téye ca loxo ba natt ko. teg tànk ba di ko puus ci suuf. te Tonnerre gisul ne Sa Thiès ngi sàcc glissé. yokku tànk bi ci la ko dóor droite bi te du ko dóor ci temple bi lu ñu mësul def Tonnerre agressé da ko agressé. daw ñu daje bu ñu dawee daje xale bi di ko tëgg boot mu tafu sa wet ga. xale ba yéeg ko ci wet ga. mu rocc ko ubbil ko flanc bi. day rëpp bi doyul xale bi xam ne rëpp xale ba mbaar ko. gàll ko loxo ba. bopp bi dikk gàll ko loxo ba. attention bëri bu rëy la ñu bëri ci dëgg la ci minute. ci des secondes Alaaji Ngagne. ñoom ñaar. xanaa xamoo ne Tonnerre ndaanaan la. bu mag nag bu mag. dama ne ndax Ngagne dëgg bind nag yàllaa koy def nit. waaw waaye bu ñu diggu doomu bu ñu tolloo woon. waaw diggu doomu ñoom ñaar. waaw kon leneen mooy xew. relance dafa joué. parce que Sa Thiès. bu ñu dawee na sart. da ko dafa téye ca mbagg ba bëggoon ko tëgg mbot. Tonnerre tafu. mën a bëre ba ca Tonnerre. waaw man loolu am. moo indi tafu ba. dëgg la waaye mën a bëre ba ca Sa Thiès. dëgg la moo indi. mu ubbil ko flanc bi mbaar ko ca kaw mu rëpp. Ngagne Diagne moom laa la waxoon loolu la doon. li mu doon moom lay indi keroog. xam nga benoo waxtaan ci émission mag boo xam ne nii mooy roofoo. am na sax ñu ma woo ne ma Amadou Mbaye Garmi xanaa yow lan moo xew. waaw. may leen Sa Thiès ñi ma gis. ak li mu doon. waaw ak fi mu dëgmal ak fi mu teg bëtam. Ngagne Diagne dëgg-dëgg bi combat ko jaaxal. en tout cas day. dana fi daan keneen de. déet bëri nañ fi bëri bu rëy boo xam ne. dana fi daan keneen de Diagne. ndax Tonnerre neexul daan. waaw déedéet. neexul daan nattukaay la. laa ilaha illallah. te kaay ma wax la. combat ngi sunu kanam de. waaw ban ak ban Alaaji Ngagne Diagne. xam nga nag supporters yi laay wax. waaw. supporters yi. waaw. dañu tàmm saa yoo jëmee seen mbër ci combat bu ñu tiitee. dañ lay sax ŋàññe far. dëgg la dañ lay ŋàññe. lan moo tax mu wax lii. man nee na la benn affaire dama mës a wax benn mbër ak diw. waaw. supporter ba message ba ne ma je te déteste. Allah mu envoyé ma ko. waaw. kooku wax na lépp di jaay. dama réebat xam nga lu tax. waaw. supporter boobu maa koy bégal. ndeysaan. waaye dama wax lu ko arrangé wul. noonu laa ko jàppee. waaye maa koy bégal nag. dëgg la waay. ndax ku la dul déglu. du la dégg ba lay andi message. ak ay dëgg te sama xel dafa dem ci la ma ko daan bégal. waaw. te seetu ko ci li ma wax. waaw. ba envoyé ma message boobu maa ngi ak numéro ba léegi. mënoon naa ko woo sax xam nga. dëgg la def jikko booy Medina. waaw waaye xam nga. jaru ko dama ree dama kontaan. dama ne ko Diagne maa ngi lay wax dara sama Amadou Mbaye Garmi boo def say jeego di dem. waaw. ku la féete ginnaaw di la woo bu ko xool. demal rek yow. yaa ngi dégg. mooy taxaag fa nga jëm. combat ngi taxaw. Sa Thiès dugg na ci biir ñoom Papa Sow. boo ma laajee lu tax. man lu ma la wax ci làmb dafa am lu tax ma fu ma ko teg. Ngagne loolu doy na waar. néew ma dañoo war a bëre de. waaw. waaye ñoom la dëgmal. ñoom ñooñu la dëgmal. dëgmalul kenn ku dul ñooñu. ndax nattukaayu làmb yi dafa am mbër yoo xam ne. am na mbër yoo xam ne seen champion. ay champion lañu. champion mbër lañu. Papa Sow ci la bokk. Tonnerre ca la bokk. Papa Sow ak Tonnerre bëriwuñu. ankay. daje bu rëy. ku daan Tonnerre nga daan Tonnerre lu dox seen diggante. dara. Alaaji Ngagne Diagne. bu fekkee dañuy liggéey. te affiche bu neex la ñu bëgg. bu stade bu fees. yaakaar naa combat boobu sama xalaat bokk.
xam nga Ngagne Diagne dina la envoyé war sax yeneen message waaw waaye ndokk dëgg rek nga wax ndax xale bii waaw ci ñii mu dëgmal Ngagne Diagne ku dajewul ak moom léegi xam nga lu tax Pape xam nga lu tax combat boobu Sa Thiès ku ko dëpp mën ngaa ub làmb ji moom it nattukaay la ci jamono ku ko dëpp ub làmb ndeysaan bu kenn ne xeeb naa ko de nees bu mu ne xeeb naa ko bu Papa Sow ne xeeb naa ko déedéet ñii ma tudd te ñii ñoo bërante ñii ma la wax ñoo bërante jamono day indi ay mbër yoo xam ne foog ñu takk foog laxasoo am seen biir lan moo takkale woon ñoom Lac de Guiers 2 Lac de Guiers 2 Zos Issa Pouye Tapha Tine lan moo leen takkale woon championnat leen takkale woon ndeysaan dëgg la am na ku ne Tidiane Faye Sa Thiès dëgg la parce que Tidiane Faye taxaw na di laaj Papa Sow man daal leen rek lay conseiller Sa Thiès waaw Alaaji Ngagne Diagne fi mu dëgmal te nga wax ko te xam naa ne dina ca dugg lu ko dab ci yoon wi na ko jël na ko fél boole ko ci palmarès sam jàll dinaa la wax leen de mbër maa ngi noonu de Alaaji Ngagne Diagne Papa Sow Tidiane Faye Sa Thiès xaw ma ñu bërante seen biir waaye ku ñu dégmal am nga combat man maa la wax loolu ku ñu dégmal guddi yi ñu toll am nga combat ak koo mën doon di ma la wax am nga combat su leen neexee nag ñu teel a tàqala koo léegi bu leen neexee nag ñu làngaan jëm déwén ñoo xam xoolal ça dépend rek ci promoteur yeeg fu ñu toll seen gafaga ak affiche yi sunu kanam waaye dama ne ñett ñii ku ci génne combat génne nga combat xam naa ne daal Alaaji Ngagne Diagne njaamum gëléem la xajul ci waañ ñànki ja lu mu yàgg dañuy daje ndax ñànki gëléem xajul ci pantere Alaaji Garmi dama ne la làmba jaa ngi doogu ubbeeku te fi muy ubbeekoo mooy fin saison ndax élection yi dafa lekk ci làmb lu bari may ñaan xale yi ne leen da ngeen di liggéey ci liggéey ngeen ne bëre leen dafa am mbër yoo xam ne amuñu droit di bëre benn combat par at 2 ba 3 combats la ñu war a bëre par at ndax am nañ ay ginnaaw am nañ supporter te promoteur yi nañu miser ci ñoom dama jukki ñii rek waaye ñeneen a ngi fi ni contexte bi demee la ma jukki ñetti mbër yi nga xam ne tey ku décroché seen combat mais nag ci choix Papa Sow daf cee ne parce que moom it dafa am lu mu prouvé ba taxaw fii mu taxaw tey neesa nga ca biir ci bu amee beneen contexte neesa nga ci biir loolu yëpp day am làmbu lënd bi bu tasee kar mi damay bañ gars yi bañ a dem làmb ji sax bu làmbu lënd tasee lii ma la wax lay gën a firnde ku jëlul sa morom jël les deux booy ña su tasee fekk si ñett ñii ma la wax coow dina bari ci réew mi man maa la ko wax te promoteur bu ci ñeme bu ma ci ñeme miseel foofu bul fa génn léegi nga tëj làmb ju kenn mësul tëgg ci Sénégal kooku maa la ko wax garmi làmb ji moo tax ma ne làmb daal xam-xam la waaye nag na nga ko jàngi na nga ko gëstu c'est important Yékini Balla Gaye ku fekkewul Robert Double Less mënoo cee wax lu bari déedéet ñi fekk Robert Double Less ñoo mën a commenter làmb ji moo tax Luc Nicolaï na jël ay responsabilité làmb ji daf ko indil démb te fekkewu ko moom te démb jooju amoon na lu mu jur fii ci réew mi maa la ko wax combat boobu amoon na lu mu jur ci réew mi lii ñuy defante coow lii am lii sax sedd na Garmi fii am na sunu bàyyi reporter boo xam ne ay supporter dugg nañ këram génne ay bagaasam taal ko ci mbedd ndax làmb am na fi yow yëggatuñ ci waxante yi sax nañ ko baalante te xam ne ñu jéggalante rek te xam ne metti woon na dama ne Luc Nicolaï na jël responsabilité Robert Double Less na dem laaj ñi ko fekke ba mu tëggaat lu ni mel
kon na jël ay responsabilités am jël les devant yii xew yëpp détails yi na jël les devant mbir doo ci def plus de 100-200 millions. di ko caaxaane di ko caaxaane nañu waxante dëgg jël say matukaay taxaw jatu ànd ak ñi nga war a àndal wax ak ñi nga war a waxal fii làmb ji toll nii Yékini kii Alaaji Garmi wallahi ku ca ne ci seen diggante di waxantu mbaa di defantu wallahi ñaari côté yi attan leen yombul de côté Double Less côté Robert ak fii combat bi toll attan leen yombul kon nañu jël seen responsabilité na promoteur jël responsabilité am di jëlee devant di dànkaafu yu bari mu bañ a am ba làmb ji ñëw ci jàmm jeex ci jàmm kii daan loolu daal mooy suma message. mooy suma message envers le promoteur mooy suma message envers ñi nga xam ne ñi ngi déglu ñu bàyyi xel ci làmb jooju contexte su làmb jooju bokkul ak làmb yi fi daan am waaye enjeu combat bii am suba enjeu bi moo am doole te nañ ci dellu siwaat Garmi ñu toj ko alaaji xanaa rek alaaji Ngagne Diagne di wax ne bref yi tànc nañu dañuy wax ne rek dañuy bàyyi nag ñu déggu ci bref yi ba pare ñu dellu siwaat nag ci waxtaan wi di wax ne ñi ngi bég nag bu baax a baax ci soppe yëpp Cheikh Sarr Serigne Mor Mbeng ca dëkk bu mag boobu nga xam ne nii mooy Kaolack Babacar Fall Mbari Basirou Darlin ñëpp daal woote nañu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel kon nu bàyyi leen dëgg-dëgg ak sunu jarbaat mu ñëw ci biir dellu siwaat ci waxtaan wi lu waay doon na la leer ndax day sax loo demul boo ko fóotee mu set nañ leen xuus ko na yoon jëmbir siin nañ leen xuus ko na yoon jëmbir siin ba nga jub ci ñaandeeg mer sa njob boori ndoo boori jub ca Patar Antoine Bassel Ndiaye kër jëm war Ngor Jéem suñu mag mbër la woon Daouda Ndour suñu mag mbër la woon réew ma law Cheikh Mbaba ma ca Mbour Sassou Ndiaye for liggéen ma sa yeen Ousmane Diop Ousmane Mbengue Guéraw RFM, il est 16h, les brèves avec Aminata Goudiaby. Bienvenue. Les habitants de Ouakam protestent contre les nombreux projets de construction sur la façade maritime, notamment entre la mosquée de la Divinité et Fenêtre Mermoz. C'est un terrain de 8 hectares. Le collectif des habitants de Ouakam a organisé ce matin une visite guidée. Ces populations veulent lutter à tout prix contre le bradage de leurs terres. Macky Sall à Touba, le président de la République, a rendu visite au khalife général des Mourides. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké l'a accueilli à Mbacké Kadior. Et puis, tout à l'heure à 17h, le mouvement des élèves et étudiants musulmans tiendra son congrès. La manifestation est prévue à l'UCAD 2. Hors de chez nous au Mali, le transfert de pouvoir aux civils devrait intervenir dans les jours qui viennent. Le chef de la junte l'a annoncé ce samedi, provoquant le soulagement à Bamako. Un médiateur a rencontré certains notables des villes du nord Mali, région plongée dans une grande incertitude. Les violences se poursuivent en Syrie. Ce samedi, au moins 80 personnes ont trouvé la mort, dont beaucoup de civils. Il y a eu des bombardements dans la région de Hama. Tout de suite, Wolof. mbokk yi ñu leen di jaajëfal askan way yeewoo ca Wakam ñoom nag ñu ngi métti lu projet yu bëri yi nga xam ne moom la ñu jël rek di ko tabaxee fi jàpp diggante mosquée de la Divinité ak Fenêtre Mermoz loolu nag terrain boobu ñu ne am na lu tolloog 8 hectares collectif bi nga xam ne moom moo ëmb ñu dëkkee foofee ca Wakam te ji ci suba amaloon nañu ab doxuk nemmeeku ñoom nag nee ñu daañu xeex lu ñu mën yàqate gi ñuy yàqate seen suuf yooyu lee Macky Sall ma nga woon ca Touba président de la République nag moom dafa seeti woon xalif général des Mourides moom nag Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ca Mbacké Kadior la ko dalaloon ñu wax lu jëm ci congrès élèves yeeg étudiants musulmans yi bu ci kanamee tuuti lay am ay juróomi waxtu fële ca UCAD 2 ca bitim réew la ñu jëm Mali nag li nga xam ni moo di jébbal le pouvoir bi ñi nga xam ni ñooy civil yi bu ñu moyul daal ci fan yu néew rek la ki ko xamle mooy ki nga xam ni moo jiite fippu ya te ji daal la ko xamle ba tax na daal foofe ca Bamako ñu bëri daal amaat yaakaar kenn koo xam ne daal ab médiateur la moo dajeek ay kilifa yoo xam ni ci nord Mali la ñu dëkkee foofe sax la ñu jàpp ne fa la mbir mi gënoon a tàngee ca Syrie it moom xeex ba ma ngay wéy bu baax a baax ndax tey ji lu tolloo ko juróom-ñetti fukki nit faat nañu leen te ay civil sax ñoo ci ëpp ay bombardement yu metti moo amoon ca région ba ñuy woowee Hama mbokk yi li tënk loon cay xibaar pencum lamb mooy wéy. Vous êtes de plus
nombreux à écouter RFM. Pourquoi? Ahmed. Waaw. Balla Gaye amul dara lu mu lay wax lu may la yaa ñaaw. mi ngi nii. waaw léegi nee na maa rafet mi ngi nii. waaw kay moo gën de. hélas. way wi ngay dégg moom la Balla Gaye numéro 2 di déglu ci otom. ah moom la duggee ci otom. nee nañ yow la ñu ko may. waaw nee na moo ko Aziz Ndiaye nañ teg lii may ko Alaaji Ngagne Ndiaye ba RFM Fatou Gueye la ngay woy naan xale bi dugg na. voilà Balla Gaye dugg si na. Allahu akbar Allahu akbar. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. waaye ma ñëw na ngi feete rek mi koy. waaye ma ñëw na ngay door Modou Lo fi wax na ko. la ilaha illallah Modou Lo mu rëcceeku. Modou Lo bàyyi ma ñëw na ko. Modou Lo war na ko. Modou Lo war na ko. Modou Lo daan na ko. Modou Lo fi na ko daan na ba yoon. Modou Lo daan na bàyyi ma ñëw. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Khadim Ndiaye Bruce Lee attention Khadim ngay door. am na lu xew. ah Fatou deret dafa génn. am na lu xew. ah yóbbu na ko Ardo. daf ko daanu de. yàgg na koo def mag ñi. ku mu mot sa del yóbbu na la Ardo. ku mu jàpp yóbbu la Ardo. Ardo. defoon na ko Baboy. allez Ardo. defoon na ko Lac de Guiers. Ardo. ku mu jàpp yóbbu la Ardo. ku mu mot sa del yóbbu na la Ardo. Garmi Argane Dubaï door. moo tax ma ne ko Ardo. 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 Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Gol ba nekkatu fa. Attention. Et puis, Abdou Khader Fall. Et puis, c'est joli. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. C'est fini. Jaraaf sacré, champion du Sénégal. voilà kon supporters yi ngeen di dégg noonu ci mbedd mi de gaañ yi loolu ngeen di dégg c'est en direct ci mbedd mi ñaari tali nuy si woon waa rajo Futur Média lii nag di lu exceptionnel parce que nee naa daanu mel naka yaa daan ñi ngay dundal le football Sénégal football bi nga xamee ni dañ ci amul woon yaakaar ba tey jii bii feeñ. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Balla Gaye ngi yor paquet suukar mu ngi koy jox maye ndem. ndax suukaru koor teelul. ah déet. man daal mbay bu ma kenn fàttali koor. man Amadou Mbaye Garmi dama ragal koor. waxi koor daal jotagul. waaye di sargal nag Abdoulaye Diaw mi nga xam ne moo nekkoon à l'antenne di sargal bu baax Kambel Dieng mi nga xam ne nii moo yor Tic Sport ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal waaye di sargal nag le grand reporter le grand connaisseur ki nga xam ne kii dëgg-dëgg lamb daal bi mu juddoo ci moom rek dëgg-dëgg dafa juddoo ànd ak moom kooku daal mooy Ngagne Ndiaye le grand reporter moom maa ngi ko sargal bu baax a baax ki nga xam ne kii moo nekk ci micro bi di seen soppe seen xarit El Hadj Amadou Mbaye Garmi le jeune griot du 3e millénaire loolu la yàlla dogal foofu daal ci lay tàggoon ak RFM yëpp di gën a tax kumpa tàggoo ak askanu Sénégal. ñu dugal ma ci gaal yi may nappi comme li sumay waajur doon def ba làmb ñëw du ci combat bi la Yaxya Diop di changé di meloon kon li ma doon incarné du doon dëgg man nag maa am jikkoowu événement nu mu ñëwee rek noonu laa koy jàppee akkat ma ne kuy salaam yàq a jëf ba ca dem kuy salaam yàq a jëf ba ca dem ku ñëw ngeen ma nga daan mi ci man Assane Ndiaye Aliou Fall ak Gamboy Assane Ndiaye Aliou Fall ak Gamboy gàcce ngalaama yéen ci jël jóg déglu leen ma dëkk lambi dem latir lamba yi ndey mister lamb góor gi Daawuda Fay bàyyi vieux góor gi Daawuda bàyyi ma Cheikh góor gu baax bu ñu nan bu nambaas jógee bàyyi suley ca Wakam Ali Gueye soxna ñaan ca Kaolack Masayer magam ja ca Ndangaan kër ga nag ëmma càmm ca Ndar Maguette Dieng boo sekk ca Louga Abdou Karim Gueye mi magum yoon ñu ñoo fi daan combat bi ak Balla Gaye 2 conférence de presse bi nga defoon Café Doro daf ci joué lu bëri moom moo gën a précipité bagage bi wax xale bi nangu la jël promoteur yi également nag ci def benn prix mais dafa am condition yu posé woon nit ci biir sàngam laa bëgg ñu bëree ko fa combat bi dem na ba dépassé biir boobu ba egg tey ci mois d'avril. d'abord lu tax nga déroger ci li nga xam ne loolu ñu bëggoon lan moo la poussé ba jógee ci loolu. ensuite adversaire bi est-ce que seetlu nga ko ba seetantal ko ba gis ko ba xam war nga ko jël ba am fekkal bi leer nga soog ko beneen bi des mooy
temps de préparation bi nga jël aux États-Unis bu ma juumul ci di gën a gudd la bokk par rapport ak adversaire bi nga daan daanaka mën ko jege na ñetti weer wala mu jege ñeenti weer te ci diir boobu yëpp da nga ci préparé wu te am naa ay sources moo xam ne liggéey récupéré rek nga doon def seeti woo mbokk seeti woo xarit seeti woo kenn est-ce que combat bi moo toll foofu wala adversaire bi moom moo toll foofu ba tax nga defee lu mel noonu beneen mbir bi ngay wax Yaxya changé wul man damay wax déedéet Yaxya dafa mel ni dafa changé léegi méfiance am maanaam léegi day moytu lu bari ba méfiance beneen bi jàpp nañu ni aussi léegi dañ ci gën a nerveux léegi dañ ci jokkale tey wane na ko du tenal bi ëpp fi loolu aussi te dañu jàpp ni nit buy def di am expérience tànnal ko dina jàpp mais léegi dana gaaw a tànn loolu aussi ay comportement la yoo xamante ni xaw nañu jàppal ci yéegi ni même ci waxam ñu bëri dañuy jàpp ni léegi yéegi ni il est agressif ci waxam il est un peu arrogant ci waxam alors loolu est-ce que du ay fait yi nga xam ne du ko dund moom moo dem ba transformer la personnalité de yéegi ni ba mu changer façon bi muy doxal ak façon bi muy waxee ak façon bi muy gérer ay mbiram laaj yu bëri ñoo ne xam naa voilà fi ñu njëkkee bu ma juumul mooy ndax adversaire bi mu war a dajeel ndax adversaire bi ma njëkk war a dajeel xooloon naa ko bu baax date bi ma bëggoon bëre janvier la woon mu ñëw ba mois d'avril wax naa ko ci télé bi nee naa ne promoteur bi xëy na moo def lu ko neex jël na avance am ba pare mënatuma dellu ginnaaw jàqaluma dara. Troisième question bi mooy temps bi ma def États-Unis combat bi ma bëree 1er janvier 2006 def naa 4 mois États-Unis dama dem def 2 mois ñëw def benn signature de contrat Marius Ndiaye delluwaat defaat 2 mois boobu gënoon yàgg bi le 5 décembre laa yegg New York maa ngi ñibbisi le 29 février kon 3 mois yi sax manqué na tuuti bëggoon naa ko sax yokk mais comme ni ma diggaale ak promoteur bi xalaatoon ne période boobu mun na ma soxla ma ñibbisi mais 3 mois 15 jours laa faroon def mais dama ko dagg ñibbisi ak yu sew yi ci teg parce que du kes benn question méfiance làmb bu la kenn ndax susura la ak moytu làmb li nga ci xeeb rek moo lay indil muñal li ma gëmul am na ku ma wax sànq Mamadou Lamine la day ma ni ko combat ni muy ñëwee rek man noonu laa koy xambee mooy waral ni nga ma ciy tontoo rek wala ni ma suma adversaire di dikkee rek noonu laa duggee ci combat bi du ma si bëgg jàmm du ma ci bëgg wax ju sedd te am na lu la ci ubbi tuuti Malick surtout combat bi am na lu la ci ubbi tuuti dinaa ci gën a agressif mais du ci suma dund nag dans la vie de tous les jours ma fekkee suma kër wala nga fekk ma may entraîner di nga xam ndax yi changé na wala changé wu su ma digganteeg suma adversaire tàngagul dama ni du ma wax ci moom tey pour fàttali la kon question boobu denc ko ba voilà yaa ci tontu du dëgg waaye li ma la bugg a xamal rek ne Yaxya Diop bi ñëwoon ci làmb ji 97 moom mooy bu tey bi dinaa gën a moytu dinaa gën a ñàkk suma bopp parce que loolu mooy làmb nit ñi léegi du caa génn dañ la bañ mais soxla nañu beneen champion muy waral man may gën a liggéey di gën a moytu bu ma la nee nag combat bii ni ma bëgg mu mel sax melagu ko daf lay jaaxal mais di nga ci xam dara parce que li ci des bariwul ak ban laa fàtte. moo jeex. non dafa nag may ko beneen. damay yóbboo fii rek question bi beneen bu ndaw. waaw may parce que interview bi nga accordé benn ay avant ngay dem États-Unis. waaw. am na wax nga jox nga xam ne xëy na dégg-dégg ba ci nit ñi am ak fa ko waxee boobu. waaw. parce que nee nga mbindeef sëriñ kenn ku la mu leen teree def li ngay def le 22 avril
loolu laa wax. loolu am na sax loo xam ne dama ko cee bàyyi. non am na loo xam ne dama ko cee bàyyi. am na loo xam ne laa wax dama ko cee bàyyi déggoo ma ne la li ma war a wax ak li ma war a def jëf yegg seegu loolu ñambaasa woon rek bu ndaw ku dégg fi ma wax fi may waxee xayrul bu la yàlla nattoo nag sa xel xaw a kii nga déggee ko feneen xayr ñi bëgg xam mais loolu ñambaas ak la woon na wax ji ñëwul. bu amul beneen laaj dafa am benn dimension bu combat bi commencé jël bu nga xam ne ëllëg na askan bi am na ñu nga xam ne sax xaw nañ ci am jiital bi. mooy coloration ethnique parce que dafa am attaque yu nga xam ne dafa jóge ci benn côté ak yu nga xamante ni reprise yu jóge ci beneen côté ba nit ñi di xalaat diggante séeréer ak soose diggante Casamance ak côté séeréer alors que ku nekk xam na ni yow. voilà damay ñëw rek damay ñëw rek gis nga loolu Malick bu ci sori affaire u ethnie moom bu ci sax sori mos nga dégg ma wax mosoo ci wax mais nit ñi non waxu nit ñi moom non waxu nit ñi buñ ko waxtaane tey fii nii dama bëgg rek man li may wax laaj ma ci lu keneen wax it boo dajeeg moom laaj ko ci man taluma affaire wet ndax pour man Sénégal yëpp benn la non Sénégal yëpp benn attention man kilifa laa am na détail yoo xam ne waratu muy sax dugg waxuma laa ak affaire wet man ba may wër Sénégal di ko dajal booba mbëru simple la ay 94 la 15 16 kon am na détail yoo xam ne du ma ci dugg ku ciy wax nag yow yaa xam mais kullu séeréer tey man maay mbërëm jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñëpp di ñaan benn contribution naa ko séparé pour que vraiment ñu gën a arrosé les ans et ñu jégalu ci suuf bi nga xam ne tool bi ko bopp ñu jëpp bëri xam loo xam ne jaru ko ñu ngeen gën a waxtaan te gën a jàppante yàgg nañ man ànd boobu nag su gën a rafetal ba mais foog ñu jégalu bu gën je pense que erreur bi yëpp staff bi ko rek man mënuma comprendre nga def ci contrat peut-être après l'éditeur da ngeen war a dem jëli seen entraînement jëli seen wax mais bu contexte bi changé dañu waroon toog fii 6 ndax am na lu ñu leen bëggoon laaj boo gisee ñoom li ñagas bi c'est parce que ñoom ñoo bàyyi affaire bi dal suñu bopp te staff bi ko laaj fi ñu waroon toog tey parce que contexte dafa changé lii moo yàq affaire lii moo bëggoon indi tension te bu ñu nangoon ci ñuy sëf yooyu ñoom nañu jël seen responsabilité nit ñu falaay day jël responsabilité ci événement bii combat bi du combat yi daan jaar combat bi du am contexte bu toll ñu xam nañ ko xam nañ ñaari bëri xam nañ fi ñu toll ci xeet xam nañ fi ñu toll ci lamb xam nañ fi ñu toll ci xëccoo la ca kaw kon nañu jël seen responsabilité day ñoo war a accompagner fii conférence de presse accompagner Balla Gaye parce que contexte dafa changé bu doon ñoom ñaar dañu daje Thiès waxante peut-être ñu bàyyi mbër bi xëy na mën na revenir mais contexte dafa changé dafa am lu ca rax la ca rax nag pour ñoom toog nënd ci toog fi bàyyi mbër bi kese ak presse bi muy ñagas warul woon demee noonu njëriñ di ko la asalaamaaleykum ñu ngi nuyu suñu mbokk yi ak suñu confrères yi fekk di nuyu yàlla ñoom léegi baba li nag léegi man su ma la doon laaj ñaari question ñu gàttal ko ñoom bi ci sa adversaire ba li bi boo déggee moom par rapport combat bi di wax ñu naan damay daal damay ñu déggee ñu ngi tontu lu bari wax nga ko ci biir wax nga ne lamb boo am ak suñu da nga wax ci biir wax lamb mooy ak suñu ci biir wax dégg lamb mooy ak suñu waaw waaw par rapport à adversaire di ko naan am ko ñu dégg tontu ko di ko
olof ñëw na garab ci kaw lay fekkante nit ñi ak Balla lamb boole leen su may daanee ne ci bu gàtt léegi daa suufari ak Balla Gaye ba pare xale yi nga xam ne ñooy champion yi yéeg pare na pour dajewaat ak moom. waaw sa première question bu ma juumul mooy li suma adversaire di wax ma ñëwaat rek ndax wax naa ko léegi loolu duma ci wax loolu moom moo koy wax làmb sutura la ak moytu loolu lañ ma jàngal ba ma dee mbër ba tey ci loolu laa ne surtout nag léegi day gën a yokk parce que nee naa la sànq mën nañu bañ a doon ay noon mais ci discipline boo gis dañu tàmm bu champion ñëwee dañu bëgg beneen champion te man pareeguma pour joxe lengay nga téyeegu ba pare ci mën naa am sax mooy dem yóbbaale moo tax ma bëgg a yokk sutura si gën a moytu xale yooyu ngay wax nag ci laa toll mos naa wax ni dinaa si ñam benn ñaar ñett après nag kon daal li ñu pare combat bi ñu xaar ko nga ñamaat ci xale yi yeneen combat du yeneen de dinaa si ñamaat waaye du yeneen si ñamaat rek yeneen man li ma leen di laaj loolu yëpp mooy je pense que benn entretien de moo doon wax avant ngay dem ñu samedi avant ngay dem sa voyage ba ci Bécaye Mbaye da nga wax bu jeexal da ngay jeexal sa waxtaan nga daal di ne ci képp koo xam ne wax ji ma wax def la métti maa ngi lay jégalu foofu par sama kii quoi adversaire ma dégg baax na moom it muy wax waxam ba tey li tax ma bañ njëkk ni bii ak léegi ma dama bëgg a xam genre haine boobu haine la seen diggante wala lan la ndax combat yi kii Balla Gaye dafa nekkatul simple combat comme yi passé wala dafa am leneen lu ci tax lu duñ xamuñu seen ñëw bi ngeen ñëw le 29 février une coïncidence ou bien une kii la calcul la yow sa agressivité bi nga kaay waxal ci sa communication une certaine stratégie wala dëgg wala Balla Gaye moo la entraîné ci terrain est-ce que yow sa stratégie de communication bu propre wala Balla Gaye ni muy waxee moom comme ni ko gars yi waxee avec sa communication est-ce que moo la entraîné moom ci yokkaat ci terrain sa mënuwaay yi nga liggéey ci wàllu entraînement ba entraînement doon nañu sax léeg-léeg dugg Dakar nangam loolu yëpp ñu arrêté ko yow adversaire bi moom moo ni mel wala le combat ko faral waaw Abou Sall bi fi lay entraîner chaque jour tous les après-midi maa ngi école Médine man dew ma fenn bi ma ñibbisee ba léegi ñaari week-end laa dem Joal benn bi mooy bi may doore ñibbisi parce que dama mun dëj ma demoon pour gis ak suma famille jaale ñëpp comme niñ ko bokkee beneen bi dama demoon pour voter loolu moo ma yóbbu Joal ñaar suma adversaire mënuma entraîner ci dara dama wax sànq ne combat bu ñëw rek dama mës a bëre moo tax lu amul seede baaxul Malick Thiandoum dama bëre ak nit mooy bi may njëkk a wax ni gëmuma daan ak daanu ma amee beneen contrat ki may dajeel ma jox ko respect bu mat sëkk nga ne ma da nga changé léegi dafa mel ni da ngay moytu il faut que ñuy fàttaliku yooyu ma ne la moytuwu ma ragalu man ni ma nit kii ñëwee rek noonu laa koy jàppee ki may dajeel nii la ma ñëwee noonu laay comporté woo moom
Warga Teranga moo leen di may seen émission Pencum Lamb. Warga Teranga le plaisir de partager. waaw Alaaji Ngagne Diagne xanaa rek di wax ni combat bi wax nga ci sànq ne combat bu doy waar la. combat la boo xam ni ku ci nekk dënn nga ko jëlee. waaye wut ndam moo mel noonu. waaye du tee nag nu doon ay sénégalais. duñu ko génn mukk ci àddina. dañuy ñaan yàlla nu àgg ci jàmm. bu jàllee ci jàmm ñu doog a wax leen ca nag dëgg nag ku ci nekk indiwaat jàmm. ndax jàmm dafa am solo Alaaji Ngagne Diagne. moo am solo. enjeu bi tey ku ci nekk di xëcc. ku ci nekk say bokk di xëcc. ku ci nekk dëgg judd ci wax yi xaw a sens nañu xam ne lépp ci cadre sport rek la. te sport daawul tàggale. sport da daan boole. da daan tax dëgg nit ñi bokk ndey bokk bàyyi. mais duggaat nañu nag ci beneen facette boo xam ne. waaw Diagne wóorul nag vraiment wóorul. waaw nanu delloo si xel yi. delloo si xol yi. Diagne tey wax dëgg. ak incident bi fa am démb ci presse bi aussi. am na fa après mais ñu ngi koy regretter bu baax a baax. ci presse bi waaw xam nga ci diggante staff Yékini bi ak. bon c'est-à-dire est-ce que parce que foofu. ñi yoroon sécurité bi foofu daal. waaw ak Dembélé sunu lamb. waaw sunu rakk moom it. di wax gars yi ñu bàyyinte xel. dëgg la parce que ñëw taataan si rek. mooy indi gaañi pour dem. dëgg la te yooyu tamit jot nañu ni sunu biir. ñuy daje di waxtaan. dëgg la ànd bu amul déggoo. lu ne mën naa xew ca ànd ga. à partir de maintenant dañu war a toog daje toog waxtaan. te it di leen wax ne seen association boobu ñu créé woon ñoom xale yi waxoon naa leen ko. association. dafa am nuñ koy nasee nuñ koy noccee. dëgg la association bi était bien partie. parce que ñoom joxoon nañu dem. booy jeune reporter yooyu ci làmb. vraiment nu ñu jógaat toog organiser wu. xool lan nañu war a def. nee naa leen ñun dañu leen di gunge. mag nag bu lay gunge te du la yëg. te booy dem du la yëg. wóorul ci xale. dëgg la mag boo bëggee mu gunge la booy dem danga koy yëgal ne ko maa ngi dem. dëgg la su la toppul sax dina la bàyyi xel. dëgg la maa ngi leen di waxaat mass ci loolu. incident yooyu fa amoon ñu ngi koy regretter bu baax a baax. làmb mérité wul loolu. dëgg la kon defe naa ne dinañ ci war a mën toog waxtaan ñun ñëpp joxante ci ay xalaat pour beneen yoon yu mel noonu bañ a am bu ñuy demati jël suñuy matukaay yu mat. te it di wax tamit ñi seq làmb ñu am compréhension tamit suñu biir. tey am compréhension yow lii mooy sa liggéey yem ci yow lii mooy sa liggéey yem ci ku ci nañ ko bàyyeeg li mu war a def jàmm na ñooy alaaji Garmi mais tey alaaji damay ñëw ci benn mbir nañ ma moytu portable yi mënuñu di wax di tontu ci portable yi s'il vous plaît. bu fekkente ñiy woote ñi ngi ñuy dégg du ñu mën di wuyu téléphone testo sax voilà waaw mën nga message rek ñu dégg ko waaye mënuñu wuyu en direct nii ci téléphone yi kon ñu dimbali ñu ci yooyu di wax ne tey Arena Tour ñi ngi jëm ci phase bu doy waar tey ci stade Iba Mar Diop tey ci ngoon Alaaji Garmi diggante États-Unis ak Batista ñooy tête d'affiche bi États-Unis nag day xale buy dem Batista ne ko yow la ñu bakk waaye du ma la bàyyi nga dem Arena Tour bi nag tombé 43e journée bi Alaaji Garmi ci poule A bi États-Unis bu Soumbédioune ak Batista bu Abib Ndiaye ñoo ci daje ci poule B bi Lion Noir bu Zap mooy dajeek Modja bu Yoff ci combat préliminaire yi Boy Sey bu Jaxaay ak Boy Sène bu Rock Énergie ñoo ci daje Youssou Ndour bu Lébu gi ak góor fit bu Boy Bambara ñoo ci daje ak Kama Junior bu sàkku xam-xam di dajeek Yékini numéro 2 bu écurie Fass Benno Alaaji Garmi lamb yi nag tey tamit ci stade Amadou Barry ak Mbor production moo fay tëgg Boy Sey ak Ndandi Fall mooy xale boobu nekk ci Grand Yoff xale boobu nga xam ne ak Boy Sey numéro 2 nekk ci Pikine mbooloo bu Pala Diop ñoo fay daje combat préliminaire yi ki nga xam ne mooy Boy Faye bu bàcc Seras moo fay dajeek Boy Daaru bu Gànn Seras Boy Medina bu Walfadjri mooy dajeek dox sa garde waaw bu Texas moo cay daje Lat Dior bu jàmbaar di dajeek Demba Thiaw bu Yoff
Boy Taal bu Mohamed Ali di daje ak Jordan Junior bu Tay Sing ñoo ciy daje ca Mbour tamit Lassana moo fay daje ak Jordan bu Mbour ñoo fay daje di combat yoo xam ne dina am tey ñu jëm nag altine Alaaji Garmi laaju bés bi tey xam nga lan waaw voilà laaju bés bi dañuy laaj tey Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 kan moo ciy daan boobu dinañ jël ñi daan ba pare def tirage au sort yi mardi kan moo ci daan waaw su ko defee ñi trouvé dinañ leen ko ñi trouvé bu mardi dinañ leen jox seeni lot ak tamit ci beneen combat bi lees numéro 2 ak Boy Niang kan moo ci daan waaw loolu de wax dëgg yàlla jaañ combat kii bu doy waar la waaw mais nag genre pronostic la waaw pronostic wax sa xalaat wax sa xalaat dëgg la léegi nag dinañ ci jël ci combat bu ne dinañ ci joxe 4 lots dinañ ko ci joxe bu fekkente ne dafa am ballottage maanaam ñi trouvé ndoo dañu bari ñu def ko tirage au sort ñeenti ñëkk a génn ñooy gagné voilà kon defe naa ne xam naa ni daal Alaaji Ngagne Diagne waaw warga teraanga daal waaw warga la boo xam ni amul pënd déedéet amul pënd waaw pënd nag déedéet doo bees waaw Diagne doo ko def ci warga ba ci baraadi ba pare di ko xent di sokkor yi dafa parfumé boppam waaw te day reesal 88 628 14 14 foofu ngeen di duggee ñu jël seen avis ci jeu concours bi nga xam ne ci la ñu toll nag ci combat bu njëkk bi ñu ngi laaj Lac de Guiers de Eumeu Sène kan moo ci daan Boy Niang les 2 kan moo ci daan voilà loolu rek la ñuy laaj bu ko defee allo salaamaaleykum allo kooku rëcc na de kooku li mu visé moo bari waaw di beeg nag di wax ne tam Alioune Tine nee na mi ngi nuy ziar di nu ndokkeel bu baax a baax Alioune Tine mouvement 23 waaw tuba Alioune Tine rek la wax ne Diagne allo waaw noo def waay Ngagne waaye sëriñ bi kookan la Ndeena Ndiaye leen koy wax Kaolack voilà Ndeena ñu ngi lay nuyu na nga def voilà dañuy laaj ci fan ngay tontu Lac de Guiers de Eumeu Sène bala Boy Niang les 2 Lac de Guiers mooy daan Lac de Guiers noo tudd Ndeena Ndiaye Ndeene Ndiaye moo nekk sa carte d'identité waaw Ndeena Ndiaye moo si nekk waa kay yaa ngi Kaolack waaw maa ngi Kaolack voilà d'accord Ndeene ko fekk laa naan moom bëgg naa lool am si numéro trop waaw xanaa bul quitté mu jox la sama numéro kii As voilà ñu jëlaat ki ci ligne bi Garmi yaakaar naa ne Ndeene day njëkk a dugg waaw moo njëkk a dugg Alaaji Ngagne Diagne waaw Kaolack la xëyee nee na di bëgg nag Seydou Sall nee na Lac de Guiers ay daan waaw Seydou ginnaaw raay sunu doom yooyu di fàttali ne Fallou Faye promoteur de l'espoir et du Bawol mooy organisé ci Touba Toul 2e édition drapeau Ibou Ngom opérateur économique kooku nag defe naa ne boole na ci ay combat yu rëy grand combat bi Mame Gour Junior bu écurie Bawol ak Njaay mu ndaw bu kër Ibra Gueye ñoo ci daje ci combat bu mag bi 2e combat bi Boy Thiaw bu école de lutte bu Cheikh Mbaba moo ci daje Kayri numéro 2 bu Jaraw ñoo ci daje mooy dajeek kooku ñoo ci daje 3e combat bi Malick Niang écurie Néron mooy dajeek Zarko bu kër Laman kooku Fallou Faye sunu xarit promoteur de l'espoir et du Bawol moo koy organisé waaw allo salaamaaleykum allo waaw kay sëriñ bi ñu ngi lay nuyu Mor dégguma bu baax de Mamadou Ndiaye allo sëriñ bi wax ji dafa kii waay ndeysaan Alaaji Ngagne Diagne 88 628 14 14 ci nga jokk nag Alaaji Ngagne Diagne ci ci jeu concours bu mag boobu de waaw ngañ jëlal ci allo salaamaaleykum salaam waaw kookan la man la Mbaye Sarr Mbaye Sarr sa tur bi ci carte d'identité Mbaye Sarr la
waaw moo ci nekk maa ngi dëkk ginnaaw raay. Mbaye Sarr ginnaaw raay kan ci Lac de Guiers 2 Eumeu Sène bala Boy Niang les 2 boo ci tontu. mën naa topp si ñaar yëpp. ah. mën naa topp si ñaar yëpp. non jëlal benn rek jëlal benn Mbaye faut pas tout prendre. ah. maa ngi daal ma la wax. Lac 2. tey daal ma waaw. waxama tur bi encore. man la Mbaye Sarr mais daa am lu ma bëgg fàttali. Mbaye naka. Mbaye Sarr. Mbaye Sarr. waaw. moo ne sa quarante ah. waaw. d'accord Mbaye Sarr. mais sànq da nga doon wax ci Sa Thiès. waaw. waaw mais Sa Thiès ak Zoss combat la. non dama wax rek man sama xalaat xam nga xalaat yi ñoo ko bokk ñun. waaw. nit ki mën naa wax fu ko neex xam nga. yaa ngi may fekk si. waaw. yaa ngi may fekk si ndax Papa Sow bëri nag Zoss 2 fois. xam nga benn famille la boo xam ne ci làmb léeg-léeg làmb day dem ba benn moment. day créer benn cercle. waaw cercle boobu foog day formé wu te bu lëndee. waaw dina am ku jóge foofu ñëw ci cercle boobu. waaw loolu ba tey mën na nekk. jërëjëf 88 628 14 14. laaj bi allo. 5 heures bu tegee. salaamaaleykum. waa kay maaleykum salaam. kay Fall Samba Koor. waaw koo kan la waay. maa ngi lay ziar naka yitte. maa ngi lay delloo ziar bu baax kilifa gi. waaw dama bëggoon lekk bi de. dañuy def foo kaa fayee Mbaye foo kaa fayee. dañuy def jeu concours de xaw ma nag ndax. foo kaa fayee. allo. allo waaw kooku kan la jar mi. waaw dama ne foo kaa fayee. fu ko fayee waaw après buñ gisee dinaa la ko fay. waaw ma ne. allo dama ne ci benn jeu concours bu ñu war ga teraanga may. dama xamul ndax ci ngay wax mbala da nga bëgg a wax ci leneen. waaw dama bëggoon wax ci leneen de mën na ne. waaw bu gàttee rek ma may la ko ndax dérangement bi nga def. nit ku yiw la jaay. waaw d'accord. waa kay waaw dama ne ci jeu concours mais may nañ la ko. léegi ci conférence de presse yi Yékini ci laa bëggoon wax tuuti rek. voilà c'est-à-dire dama gis ne Yékini à chaque fois day wax ne. gars yi dañ ko contre te man daal vraiment daal dama gis ne ñun ay jullit lañ quoi. yonent bi lu mu amul woon man jàpp naa keneen am quoi. léegi man pour man dama jàpp ne li gën daal. mooy boo gisee ñu la compte aussi tamit bàyyi noonu te def li nga war a def daal. man daal pour man loolu moo gën mais à chaque fois. booy gisoon naa mu ngi ko def après combat Tapha Gueye. après defaat ko ci conférence de presse de ci démb. jàpp naa ne daal vrai champion la nag moom franchement mais nag man jàpp naa ne loolu daal gënul daal. dëgg la parce que daal nit ki daal ñëpp bëgg la daal. mënul nekk ba ci Youssou Ndour mi bërki démb rek ci ñu ko nommé ministre gis nga bëri na ay sotta lool mais gis nga am na ñu commencé di ŋàññi te dara. dëgg la. voilà loolu laa gis daal. kon combat Lac de Guiers bi nag moom man Eumeu Sène laa bëgg mu daal. yow ko mais da nga bokk jeu concours wala da nga bëgg wax nii rek allo. waaw Eumeu Sène mooy daal sax. waa ma ne. boo gañee warga bi fu ñu la koy joxe allo boo gañee warga fu ñu koy joxe. warga bi waa xam naa maa ngi à l'extérieur mais dinaa ñu gis incha allah. yaa ngi extérieur. waaw maa ngi à l'extérieur. mais jërëjëf kontaan nañ sa intervention. Ngagne Diagne lii nag foor na trop. waaw xam nga dëgg-dëgg nekk ci gox bu soree sori. waaye bàyyi sa xel ci sa réew. loolu dëgg-dëgg ci jaamu yàlla la bokk. kontaan nañu ci moom loolu. waaw kay jërëjëf Baye ma ñoon Papa Sow sax am na ñu ma envoyé message aussi. waaw am na ñu ma envoyé message lépp benn la rek allo dafa rëcc ñu ngi jeu concours bi Lac de Guiers Eumeu Sène. di wax tamit Alaaji Ngagne Diagne waa HLM As ak Codé ak Bac ñoom tam ñu ngi noonu rekkee dinu ziar bu baax a baax ñoom tam ñu ngi leen di ziar. waaye waa HLM 2 moom li ñu wax moom waruñu ko wax. waaw lu ñu wax waaye Diagne. non dañ ma message waruñu wax li ñu wax allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi ko kan la. Njaxat Ndiaye Thiaroy. Njaxat Ndiaye Thiaroy. Njaxat ci ban ngay wax. ñaar yëpp wala benn rek ngay wax. benn rek mën nga wax ci benn. waaw Eumeu Sène moom mu day daan la rek. Njaxat surtout sa carte d'identité Njaxat ci ne.
ah. sa ma jaxate Njaay moo ci nekk. lan moo ci ne. ma jaxate Njaay. ma jaxate Njaay. waaw. dëgg la jërëjëf Njaxat nga nuyu ñu waa Caaro yëpp. jërëjëf kooku Eumeu Sène la wax ne mooy daan. ñaar waxu gum nañ ci Lac de Guiers kenn waxu gum na ci Eumeu Sène. kooku nag mi ngi dégmal nag ci jeu bu mag bi nga xam ne nii mooy Warga Teranga. waaw bu fàtte ne tamit Boy Niang les deux aussi. ku ci bëgg a wax na nga wax. parce que tamit ku ne mën nga cee gagné. dëgg la 628 88 628 14 allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi tur bi. sëriñ Ngaye na ngeen def waay. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. tubaarkàlla yal na yàlla fay. fidèle auditeur Ibrahima Sarr. Ibrahima. Sarr. Plateau. waaw. jërëjëf Ibrahima fooy wax. deuxième combat bi lay wax pour kii Boy Niang ak lees. kuy daan. lees mooy daan. Ibrahima Sarr. waaw. Ibrahima waaw d'accord yow day ñëw nga fii ci suuf te gars yi ñemewuñ ci suuf. gars yi ñemewuñ ci suuf de gars yi ci kaw rek la ñuy wax. bi ci kaw. jërëjëf Sarr. nuyu ma sama xarit boobu. waaw sa soppe Alaaji Gar dëgg la Ibrahima. waaw. xam nga nag yow sa sant yi dafa am maanaa. bu ñu defee fàttee ba mu àgg Sarr rek lan ciy teg. waaw. sant bu dàq Sénégal la. waaw foofu nga demee gaañi. kontaan nañ ci yow. sëñ Abo mu sëñ Moustapha Xasaayit ñu ngi koy nuyu bu baax. sëñ Moustapha Xasaayit nag Alaaji Ngagne Diagne. am na commentaire bu mu def mais du ma ko wax ci rajo bi nag. waaw damay rek jàmm nit ku yàlla baaxal. allo waaw dafa rëcc na. waa rëcc na nuy bég nag ak di kontaan bu baax ci Mbène Kandji moom tam ñu ngi ko ndokkeel. di ndokkeel tamit bu baax a baax suñu soppee suñu xarit. nit ku yàlla baaxal suñu so Abdou Khadre. maa ngi ko ziar di ko ndokkeel bu baax a baax ak sëñ Bass. Saliou Seck bëgg a jàmm it ñu ngi koy nuyu bu baax. di nuyu jàmm rek mu am solo Alaaji Ngagne Diagne. Pape Konaté ak Elton ñoom nee na ñu ngi ñuy déglu ca Florence Italie. ndeysaan. Cheikh Thierno Ndiaye. waaw moom it sama maître sa maître moo ma yor rek ba CM2 waaye bi ma atmee daf ma yóbbu ci Mamadou Mansour. ñu koy nuyu bu baax président de tous les communicateurs traditionnels. moo la yóbbu université. waaw moo ma yóbbu ba CM2. seen Excaf aussi suma jarbaat maa ngi koy nuyu suma xarit moom it allo. voilà kooku rëcc na. waaw nuy bég nag bu baax ci sëñ Axma Mbacké. mu sëtu sëñ Sidi Maxtaar moom tam mu ngi ko ndokkeel mi ci paw ci mbootu mi ci Louga. di ndokkeel bu baax a baax sëñ Bay Silla. moom tamit nit ku yàlla baaxal la. moom tamit mi ngi déglu émission mag bi Alaaji Ngagne Diagne. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ngagne Diagne. waaw ku baax kookan la. Cheikh Kane. Cheikh Kane. dañ koy wax. waa Cheikh ci ban nga bëgg a ñëw. allo Cheikh. Cheikh rëcc na waay. Mor Ndiaye ci marché unité 11 moom tamit mi ngi bége di kontaan bu baax a baax. mais nag dëgg-dëgg kii daan nag mbay. ci téléphone bi rek ngeen mën a jaar. SMS yi mën ko yi sunu jarbaat Omar mu Ndeye Ndiaye Tyson te daal sëfaru Ndeye Ndiaye Tyson. waaw ndeysaan xale bu baax la. voilà ndeysaan di ko ñaanal yàlla wéral cëram yëpp. amiin allahumma amiin. voilà di ko wéral cëram yëpp. di ñaanal ñëpp. di ndokkeel nag bu baax ndax ginnaaw raay mun ci dugg sama jarbaat ma nga fa kajatu ba. ak say ndeysaan ñoom tam maa ngi leen di ndokkeel bu baax. allo. rëcc na waay gars yi question yi attention de lamb ji du lamb caaxaan de. Ngagne Diagne Warga Teranga. moo leen jox nag dëgg seen émission bu mag. moo leen ko jox di nuyu ñëpp message yeeg minute leeg. Ngagne Diagne di bég nag bu baax ci Aziz Samb. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi tur bi. man Omar Sow. Omar Sow. Omar Sow. waaw. voilà Omar ci ban ngay tontu. Omar Sène Omar Sow. waaw. Omar sa carte d'identité Omar Sow moo ci ne. waaw Omar Aboubacry. voilà Omar Aboubacry jërëjëf waay. ok jaajëf. Omar Aboubacry Sow. ndeysaan gis nga gars yi de ñu ngi ci. waaw di bég nag bu baax ci Modou Fall ci marché HLM. moom tam maa ngi ko ziar di ko ndokkeel bu baax. ak ñoom Ndiogu ñoom tam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye Alaaji Ngagne Diagne di wax ne tam am na sunu benn soppe boo xam ne mi ngi ci 2 voies yi. waaw. Badara Mbaye lañ koy wax. Badara waaw. espace Pono. émission bi rek lay nooyi. ndeysaan daf ko bëgg lool. ñu ngi koy bëggee ñu ngi ko ziar bu baax a baax. ñoom Mansour Lo waaru xumontre. ndeysaan. voilà ñu ngi leen di bëggee ñoom it ñu ngi déglu émission bi. ñoom ñëpp ndeysaan. waa Sandaga yi ñoom ñëpp fàttewuma kenn. marché HLM marché Tilène gi nga xam ne ci la ñu ne. salaamaaleykum. salaamaaleykum. soxna si kookan la. Mame Diarra Gaye Touba. Mame Diarra Gaye. waaw Touba. voilà Mame Diarra Gaye Mame Diarra ci lan ngay tontu. ci combat bu njëkk bi. ba kuy daan. Eumeu Sène mooy daan. surtout lu Mame Diarra Gaye moo ne ci kii bi. waaw Mame Diarra Gaye waaw. Mame Diarra Gaye Touba Mame Diarra kon nga nuyu ñu waa Touba bu baax a baax.
ñoo ngi leen di béyal bu baax. voilà après maa ngi lay jox rendez-vous pour jox leen résultat yi dégg nga. incha allah. jërëjëf. ndeysaan Alaaji Ngagne Diagne am na nag koo xam ne kii nag Njaay Teraanga la tudd. Njaay Teraanga. ci Warga Teraanga nee na nag dëgg Teraanga du demee noonu jéem naa ba sunu mun maa dugg. waaye Njaay Teraanga nit ku yàlla baaxal la. waaye Njaay Teraanga waaw moom dëgg Alaaji Ngagne Diagne lu mu yor nit ñi ñoo ko bàyyi ci loxo. waaw Njaay Teraanga la tudd sama xarita Alioune Njaay la tudd mais Njaay Teraanga lañ koy wooyee. Njaay Teraanga. moom rek lay dégg Diagne. Njaay Teraanga war naa dugg de. moom rek lay dégg. waa kay di nuyu waa kër Njaay Lo yi ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi message mbala yaa ngi woote gis nañ message yëpp. gars yi ñu ngi wax allo. allo. allo Alaaji Ngagne. waaw. maa ngi leen di nuyu di leen sargal. di la sargal bu baax ku baax. waaye seen toogaay rafet na tey ci samedi bi de. kookan la. man la Alaaji Alioune Dia. Alaaji Alioune Dia. waaw yal na yàlla defal leen jàmm. jërëjëf Dia. defal ko bés jullit. Alaaji Alioune ndax da ngay indi pronostic ci combat yi. waaw maa ngi nii si tali bi sama oto laa nekk. waaw Alaaji Alioune kuy daan ci combat yi yaa ngi ci. ëmb dina ko daan. dinañ xeex bu metti. dinañ xeex bu metti départ. Alaaji Alioune Dia. mais au finish ëmb dina ko daan bu leer nañ incha allah. ci ëmb nga misé. waaw. jërëjëf Alaaji Alioune Dia. yal na yàlla defal leen jàmm. amiin te defal la ko. defal ko TFM defal ko ñëpp. tubaarkalla. merci. tubaarkalla. ndeysaan gaa yaa ngi pronostiqué rek. gaa yi ngi pronostiqué xam nga boo xoolee même ci message yi. waaw lu ne ñu ngi koy envoyé ay Sa Thiès Malick Niang ak lu ne yaa ngi koy dégg. waaw ndeysaan waaw waaye lu ne mën naa am lamb moom ça dépend ci mbëri bu ñu d'accord rek. moo tax sunu soppee Babacar Dieye. ci bu voyage moom tam na nga noonu ndokkeel di bég lool ci émission bu mag bi moom tamit ko ziar bu baax a baax. Sa Thiès Yékini Junior am na ku ko commentaire. waaw kii ko commentaire nag damay bañ a wax turam waaye. moom bu ma waxee turam. moom mën na ko bind dëgg la kii ko commentaire na ko bind. moom de bindkat la na ko bind ci journalam. dëgg la na ko bind ci journalam ñu ngi koy bëggee moom it di ko ñaanal yàlla. di ko wax di ko ñaanal soirée bu neex. moom it ñu ngi koy sunu concert la. ndeysaan fa laa mën a yem. voilà fa laa mën a yem di bëgg nag bu baax ci Anu Ndiaye ci ñaari tali. waaw. ak Habib Niang ñoom tamit ku ci nekk yaa ngi joxe say pronostic waaye nag tubaarkàlla. sunu xarit yooyu. ci kii bi rek la ñu mën a jaar Alaaji Ngagne Diagne. kon Ans fu gaa yi toll allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si kookan la. man la Dieynaba Diop. Dieynaba Diop. waaw. fooy wootee Dieynaba. Noflaay. fuy Noflaay mooy fanati. Noflaay day. après Sangalkam. yaa ngi ca Noflaay waaw dëkk bi ñuy wax Noflaay boo wàccee Sangalkam. waaw. naka si la Dieynaba Diop. waaw Dieynaba Diop. waa kay ci fan ngay pronostiqué. Eumeu Sène mooy daan. Dieynaba Diop. Dieynaba Diop Noflaay. jërëjëf nuyul ñu waa Noflaay. d'accord. ndeysaan allo 88 628 14 14. ci Warga Teraanga. Ngagne Diagne. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax. waaw. sëñ Ngagne maa ngi siyaate. waaye ñu ngi lay delloo ziar waay. alhamdulilah. kookan la. Abo Lo bu xarañ Lo Touba. Abo Lo. waaw bu xarañ Lo. waa Abo ci ban combat ngay commenté. est-ce que mën naa wax ci ñaar yëpp wala benn rek laay wax. waa léegi bàyyil ma ubbi ñaar yëpp. waaw léegi ubbil ma ñaar yëpp. léegi bu lees ba kii bi Boy Niang bi. waaw. maa ngi ci Boy Niang. naka la tur bi. man Abo Lo. moo ne sa carte d'identité. waaw Abo Lo moo nekk sama carte d'identité. Abo Lo. maa ci dolli bu xarañ Lo. voilà léegi ci beneen bi ban ngay tontu. Eumeu Sène Lac de Guiers. fa ngay tontu. waaw. waaw d'accord baax na kon Abo Lo nga nuyu ñu waa Touba. waaw incha allah jërëjëf di la bëggee bu baax kontaan nañ ci émission bu baax. merci allo. Garmi gaa yaa ngi ñëw de xaw ma nag ban. 88 628 14 14 mais yaakaar naa benn combat bi dimanche ci guddi. waaw dama lay jox loo yi. ci sa émission bi. très bien voilà nga def tirage bi. d'accord incha allah amul benn problème ci émission Garmi bi. dimanche nañ ko déglu. mémoire du Sénégal dafa naa résultat yi dinañ ko fa joxe. incha allah ñi gagné waaw. amul benn problème. waaw. allo waaw. na ngeen def. sant yàlla. alhamdulilah nam naa leen. kookan la ñoo la raw. man la Mamadou Thiam waay. safooru taxi. Mamadou Thiam Garmi waay. maa ngi laa fay Thiam. di nuyu waale kontaan naa lool. di nuyu waale xuma taximaan suma jarbaat. waaw sama participation nag. waaw.
maa ngi jëm ci Ama Sène. naka la Mamadou. Mamadou Thiam. Mamadou Thiam. waaw. chauffeur taxi. d'accord Mamadou Thiam. sa carte d'identité Mamadou Thiam moo ci ne. sama carte d'identité Mamadou Thiam moo ci nekk. Mamadou Thiam. waaw. d'accord Mamadou jërëjëf. waaw maa ngi participer ci Ama Sène. jërëjëf bind naa ko. dana am ndam bu baax ci kawam. bind naa ko jërëjëf. parce que xam nga li tax muy def loolu. waaw ma ne. waaw bul wax farata wax sunna. waaw dëgg la. na biir. ndeysaan 88 628 14 14. Lac de Guiers Eumeu Sène. Boy Niang les deux. garmi sunu grand Papa Ndoy di délégué de quartier Plateau. ndeysaan nee na mu ngi ñuy ñaanal bu baax. ñu ngi Papa Ndoy nag day nit ku yàlla baax la Alaaji Ngagne Diagne mooy sunu waaw sunu. kooku nag Alaaji Ngagne Diagne jar na taxaw tuuti. waaw ci ñu fonk lébu gi. dëgg la. te nekke woon na mag ña nekke ca la nekk kon ñu ko ziar bu baax a baax. la mag ña nekk wallaay ndey la mag ña nekk rek foofu la teg tànkam. voilà Ndeye Mbacke Touba ñu ngi koy nuyu. ndeysaan. moom it di sunu xarit. mu ngi ñuy déglu ñu ngi koy nuyu baax a baax ans bu kay am na ko ne ci ligne bi. léegi heure bi jot parce que 17h dañuy kii antenne bi ña nga jëm ci Arena Tour bi wax nañ leen ko léegi. ak programme suba bi nga xam ne Gaston Production Garmi di fêter 20 ans ci làmbam en même temps suba. kooku nag bés bu mag la Alaaji Ngagne Diagne ginnaaw bu nu génne ci Arena Tour bi léegi ak télévision bu mag boobu nga xam ne moom tam mi ngi bay waaram ci làmb ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax bu nu ca jógee nag ci la ñu dem ca Gaston Mbengue xam nga Alaaji Ngagne 20 ans du ay caaxaan. déedéet ñaar fukki at nit judd na ci jël ci soxna. am ca dono. kon ñaar fukki at du caaxaan. kooku nag ku ci nekk ci mbir te téye ko ba jëf ca loo xam ne lii Sénégal yëpp d'accord nañu ci. kooku bu ko dee feete képp kuy sénégalais war nga teew ci làmb joojule. kon ñu ngi ñaan sénégalais yëpp ñëw ndax bésu feet la nag. te Ngagne Diagne dañoo teel nag ci feetu nag. waaw réew mi ci loolu la toll feetu. bëgg bokk ndey bokk baay juboo te yàlla tax ndax loolu mooy tax réew mi jëm kanam. kon daal dëgg-dëgg combat boobule. dëgg-dëgg ambiance à gogo lañ ca bëgg a gis. te mu ànd ak jàmm Alaaji Ngagne Diagne. muy dimanche diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu. boobu tamit Alaaji Ngagne ci la war nga teraanga. di mën a jukki nag. ñi nga xam ne nag dëgg-dëgg nag. ñoo gañe nag luy mag. waaw Lac de Guiers 2 Eumeu Sène. di ndokkeel Aziz Samb bu baax a baax. maa ngi koo ziar di ko ndokkeel. ndeysaan nit ku yàlla baax. lundi tamit ñu ngi jëm ci combat bu rëy diggante Boy Niang numéro 2 les 2 Aziz production di ko amal. ci programme bi moom it ci combat spécial bi Tyson numéro 2. bu tay sing ak Boy Ngaye. deuxième combat bi rek combat la bu ñu ci yemoon. dëgg la combat spécial bi. waaw rek combat la. dëgg la. Tyson numéro 2 Boy Ngaye. te dinaa la yëgal leen de xam nga Boy Ngaye lu tax ñu joxaat ko combat. njàmbaar gi mu wane digganteem ak ne ko rël. dëgg la jëlu mbër la jëlu. xam nga bëre ba daanu moom laa bëgg ci mbër. dafa bëre ba daanu. dëgg la. dafa bëre ba daanu Boy Ngaye xamoon naa ne. dinañ ko récompenser Aziz def na ci lu rafet. joxaat ko combat pour rétablir ko. parce que am na ñoo xam ne waroo leen bàyyi ñu fay. Boy Ngaye dafa bëri bu rëy. nekko rel la day ndaanaan. waaw nekko rel la day ndaanaan. moo tax nekko rel la ak Malick Niang dama ne mooy combat bi. kooku de yàgg nga koo jooy. kookoy combat bi wër. billaay wiiri jaari ndaar yi. cey loolu. nekko rel la Malick Niang waxuma la mu doon grand combat. waaye ñii tëgg combat yu mag nañ ñu ko dugal ci combat yi rek dëgg la nañ ko bootal combat combat boo ko bootal mu yóbbaale ko ànd ak moom kon je pense que dafa am combat yoo xam ne combat yu ndaw la mais day boot combat day boot combat boo ko dugalee ci combat da ngay am lu bari kon je pense que Garmi deuxième combat bi combat la combat préliminaire yi su ko sim bu Balla Gaye mi ngi ci yoon mbokk Cobra bu Yoff bu Grand Yoff mbooloo ñoo cay daje Mbaye Tine numéro 2 Mor Fadam ak Tapha Tine numéro 2 bu sàkku xam-xam. attention Mbaye Tine numéro 2 d'accord naa bëri na fi grand combat. mais dafa ñëw duggaat ci biir combat ndax bés baa rëy. dëgg la. waaye. su xam nga Alaaji Ngagne. waaw bés boo nekk bés boo gis day yóbbaale bés. day yóbbu bés. waaye léeg-léeg bés am na bés yu mag yoo xam ne yi dugg ca biir bés ba. dafa am solo daf ci am solo. ndax bés baa koy laaj Alaaji Ngagne Diagne. dafa am solo. te kaay ma wax la. Mbaye Tine ñaar ñii di bëre combat spécial bi nañ ko bàyyi xel. waaw kon bu ñu tëddee daal bu ñu nelaw. nañ ko bàyyi xel waaye ndax dina génn ci Tapha Tine numéro 2 aussi. waaw loolu tamit. Tapha Tine. waaw loolu jar na seet. Baye Ndiaye doomu bool bu mag Baye Ndiaye bu Lamsar ak Tapha Gàddaay ñooy daje nag.
waaw Tafa Gàddaay bu Langsane ñooy daje Youssou Ndour bu Balla Gaye turandoo Youssou Ndour ministre waaw mooy bëri suba papa ji wax na ma ko démb nee na ma Youssou suba lay bëri ma ne ko dee ci boole ministre waaw dëgg la de mooy bëre ak Boylo dëgg la xaw ma nag fu ñu far ñun waaw Boylo daal xam naa ne jaañ nañ dem suñu xol waaye affaire bi jeex en tout cas daal Boylo mën nga ñëw ñu may la war ka teraanga waaw Boylo ñëwal ñu may la war ka teraanga voilà di bég nag bu baax a baax ci Serigne Niang ci Rufisque moom tam ñu ngi ko ndokkeel am na tam beneen soppee boo xam ne tamit dëgg-dëgg woo nañu ci Rufisque moom tam ñu ngi ko ziar di ndokkeel waa Rufisque yëpp ndax mënuñu dugg Rufisque nag dëgg-dëgg te duñu dem ci sunu soppe yooyu nga xam ne ku ci nekk daf nu bàyyi xel Alaaji Paala Mbeng Alaaji Ngañ Jaaj Paala Mbeng mu baax na Paala Mbeng moom tam ñu ngi ko ziar bu baax a baax gaa yi nee nañ Yékini Junior Sa Thiès mais gaa yi wax nañ ko de c'est important gaa yi wax nañ ko de c'est important parce que Yékini Junior it dëgg gis nga dafa bëri tonnerre yooyu yëpp dafa am dëgg la marché Dior waa marché Dior nee nañu kooku tamit Papa Sow Baye ma Ndione dëgg la moom laay wax ni ñun suñu xalaat dañuy wax rek seeni xalaat it dañ ko naw parce que yéen ñun ak yéen a bokk yëf yi dëgg la Alaaji Malal Junior ndeysaan ñu ngi koy félicité ci kii bi ci reportage bi nga xam ne mu ngi ci jàppale. dëgg la mes deux frères boys. di bég nag bu baax a baax ci njaga ci RND moom tam ñu ngi ko ndokkeel di ko ziar bu baax a baax waaye di bég nag Alaaji Ngañ Jaañ ci Amadou Dia ci Sokone suñu soppe boobule moom tamit ñu ngi ko ziar bu baax a baax. defal ndànk Malal Ndiaye mii moom Malal Ndiaye mbër. moo ma envoyé message. c'est pas Malal Junior c'est Malal Ndiaye. Junior. waaw Malal Ndiaye. je suis prêt pour Sa Thiès. Malal nee na pare na pour Sa Thiès. Malal nag man su ma gisee mbër mu koy bañ damay du ma d'accord. nee na pare na pour Sa Thiès du ma d'accord. waaw ci ñu dundal lamb ci la bokk. waaw Malal nag champion d'Afrique. champion d'Afrique la. nee na pare na pour Sa te dégg champion d'Afrique Alaaji Ngañ Jaañ yombul. waaw am na déedéet yombul nag. am na ñoo xam ne nee nañu jëm nañu dugg ci ligne bi. waaw Souleymane Cissé. alias Aziz waaw est-ce que du Aziz Ndiaye numéro 2 promoteur bi. ndeysaan di xale bu baax moom it mi ngi bëgg a jaar ci tànku Aziz Ndiaye numéro 1. ndeysaan moo tax mu tuddee ko boppam. waaw loolu am na solo. di ndokkeel nag bu baax a baax maam Góor Fall moom tam maa ngi ko ziar di ko ndokkeel di ndokkeel tam borom pàkk yi fukki pàkk yi ak ñaar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel ba ak marché yëpp Alaaji Ngañ Jaañ. voilà di nuyu suma xarit lépp kenn mënu ko lim. suma xarit Goro Ndoy maa ngi koy nuyu moom it. di wax ne jeu concours bi nag. di bég tam ci njagaloo. waaw moom tam maa ngi ko ziar di ko ndokkeel bu baax xaa yéege surtout Matar ak Mandaago di ko ziar bu baax a baax di bég nag bu baax ci Cheikh Sarr moom tam ñu ngi ko ziar bu baax a baax Alaaji Ngañ Jaañ. voilà ñoom Seydou Sall ñu ngi leen di nuyu di leen bégee xam nga tey nag émission bi yëpp daanaka dañ ko waxtaane noonu lay mën a demee ñoom Cheikh Dieye marché Sandaga ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbokk yooyu yëpp. xam nga lii rek lañ leen mënal luñ leen leneen lu dul di leen bégee di leen ñaanal yàlla yal nañu yàlla may ñu yendu ak jàmm Dan Diop maa ngi koy gërëm bu baax dan nga xam ne dan mu Modou Lo waaw dan mu Modou Lo maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Dan Diop di nuyu Modou Lo di nuyu ñi nga xam ne ku mel ni Ndiobo aussi ñu ngi koy nuyu bu baax nee na mu ngi ñuy suivre en direct. Ndiobo sunu xarit. nekk ci waaw Ngañ Jaañ ku ne ko bëgg a gis en direct fan ngay jàpp. da ngay jëf www point futur média point sn. voilà RFM. voilà defal ma ko ñu wax ko gars yi parce que mën nga ñu jàkkaarloog en direct ci net bi www point rfm point sn. kooku boo ko defee mais as wan ñu sunu bopp tuuti tamit. dëgg voilà génn ñu fii ñu nekk en direct nag. voilà gis gars yi gis garam bu Alaaji Garmi yi. lii c'est fort. dëgg Jaañ. voilà boo leen duggee foofu da ngeen di jàkkaarloog ñun en direct. di ñu seetaan di ñu dégluwaale en même temps. rajo Bangoogu muy seen rajo muy seen mbégte. kon mbokk yi defe naa ne ñu ngi ci cappaandawu émission bi. jeu concours bi bu fekkee mën nañu am benn bala ñaari nit ñu dugal leen ci vraiment ñu ñëw nag tàggoo. Sa Thiès Papa Sow loolu tamit am na ñu ko sollicité Ahmed bu HLM moom la wax Garmi defe naa ne gars yi ci li nga xam ne des na tuuti sax xam nga dañ leen di jox foo xam ne message yi foofu lay jaar. ci internet bi comme ça ñu mën di. déggoo ñu envoyé seen message. voilà avant émission yi ñu wax pronostic yi. loolu dinañ ko préparer parce que xam nga tamit suñu portable yi mënatul dékku. yenn message yi ci émission bi.
Diagne bu ma demee xale yi laa ko jox daal effacer ma dimbali ma liir naa lépp effacer ma. kon nag yaakaar naa ne ñu ngi cappaandawu émission bi ak Yoro Mangara mi ngi ñëw léegi tënk li nga xam ne mooy xibaar yi. di leen jox rendez-vous léegi rek ci stade Iba Mar Diop ak Arena Tour. ci tête d'affiche bi États-Unis Batista danañ ci daje mooy poule A bi ci poule B bi Lion Noir. di dajeek Mot Dia ak yeneen combat préliminaire ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye Mbor production moo fay tëgg Boy Sey numéro 2 ak Ndandi Fall suba Gaston woo ñu ci 20 ans yi muy fêté Eumeu Sène la ci boole ak Lac de Guiers numéro 2 lundi Aziz Ndiaye production moom la ñuy wuy ji ca stade Demba Diop diggante Boy Niang di doomu Boy Niang di seto di jarbaatu Boy Niang di doomu Dégol ñoom ñëpp di ay mbër ak ki nga xam ne mooy Les 2 di doomu Daouda Fall champion bu mag bi Aladji Gane lem neex na de waaye du jiw de Alaaji Ngagne Diagne da ngay capp sa baaraam màcc keneen capp màcc ku naan biteel bi daanu foofu daal ci la leen pencum lambo di tàggoo di leen ñaanal bëccëgu jàmm. Warga Teranga moo leen doon may seen émission pencum lamb. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. RFM, 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 pas abadan.